mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu xam ngeen ne dañuy bëgg rek saa su ne ñëw ak yéen ci seen émission tam-tam waaye nag rawatina tam-tamu samedi bi nga xamante ne bi macha allah suñu xarit yi vraiment chroniqueur yu ci bëri yu ci ëpp sax dinañu teew ci studio bi mbokk yi c'est vrai que nag bu ñu liggéeyee ba semaine bi jeex la ñuy sopp mooy toog ak njaboot gi te la ñu bëgg nag mooy vraiment ak njaboot gi ñu toog seetaan émission tam-tam parce que nag chronique yi bëri na waaye defe naa ne ku ci nekk di nga ci war a mën a gis sa morom di leen fàttali ni yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ba noppi nag di ñaanal képp ku nga xamante ne bi yaa ngi feebar nekk ci hôpitaux yi waaye nag ñi nekk ci prison Sénégal yi di nuyu képp ku nga xamante ne bi foo mën a ne ci àddina bi di seetaan émission tam-tam mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag tey ci histoire de couple ànd ci ak suñu xarit Maman Dieye lan la ñu indil mu ne daal wax loo xamante ne bi du dëgg ci biir couple mu nekk lu nga xamante ne bi mbokk yi dinañ ci def micro trottoir ba noppi nag waxtaanee ko pour xool daal lan la ci ñoom Karine ak ñoom Xadeek ak ñeneen daal xalaat ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan parce que léeg-léeg mbokk yi dafay am solo lool mbir yu doy waar ñu mën ko waxtaanee bu ñu jógee ci loolu dañu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy enfance tey nag ànd ci ak suñu xarit Khady Didi lan la ñu indil ñu ne daal léeg-léeg problème yi nga xamante ne bi day nekk ci biir couple yi vraiment impact yi nga xam ne dafay am ci xale yi parce que léeg-léeg day metti ci xale yi lool mbokk yi on ne s'en rend même pas compte léeg-léeg nag parents yi dañuy xaw a égoïste duñu xalaat sax nekk xale yaa ngi fi ci biir loolu Khady indil nañu daal lu nga xamante ne mbokk yi dañ koy waxtaanee bu ko defee ñu jàppale suñu xale yi ñu mën a màgg normalement c'est extrêmement important bu ñu jógee ci loolu mbokk yi dañuy ñëw ak yéen nag ci conseil santé xam ngeen ne Karine ñëwoon na ci li nga xamante ne moom mooy anesthésie boobu nag incha allah dina am daal lu nga xamante ne bi dinañ ko ci gën a yaatal parce que nag wax dëgg yàlla anesthésie bi yaatu na général am na local am na dana ci ñëw daal ak benn spécialiste bu nga xamante ne bi mbokk yi danañ ko déglu dans quelques instants bu ñu jógee ci loolu nag dañuy kontaan saa su ne aussi di recevoir suñu xarit madame Guèye Maïmouna nag def nañu tey parce que pañtise nag ren yi bëri nañu ci lool daal ñu jël ca kenn ku nga xamante ne bi danañ leen ko présenter dans quelques instants waaye mbokk yi nag dañuy kontaan parce que gis ngeen plateau bi na mu nekkee ak ay jigéen ñuy nekk nag ci mois de mars muy mois bi nga xamante ne bi jagleel nañ ko jigéen yi naam am xel dong la parce que dafa mel ne 365 jours yi mbokk yi ñun ñii la parce que lu baax ñu na lu rafet ñun la waaye nag léeg-léeg lu yàq it ñoo nga ca biir mbokk yi ma dem Régie dellu si waaw dañuy kontaan lool mbokk yi nag di feggoo ak suñu xarit la belle Maman Dieye dañuy kontaan lool waaye nag nga indil ñu vraiment benn sujet bu nga xamante ne bii am naa yaakaar na ñi toog tey ci seen kër yi di seetaan tam-tam RTS 2 léeg-léeg sax xam nga ñun jigéen dañu mën a gaaral damay bañ rek kenn toog ak borom këram wala di sànni ay trac parce que léeg-léeg trac yi day xaw metti en tout cas maman ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir de te recevoir c'est partagé yaa xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne occasion yi la ñuy prox ndoon sénégalais surtout dëgg la maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu aussi sama collègue de valeur yi ma partagé le plateau bi tey aussi niñ koy defee ci histoire de couple dañuy ñëw waxtaane sujet yi nga xam ne dafa am solo askan bi ñoo ñu koy laajte sax ne ñu waxtaane leen nangam donc tey doy na waar lool moo tax tout à l'heure rek dinañ gën a yaatal waxtaan bi incha allah en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk yi saa su ne dama koy wax ñu ne RTS 2 ay nit yu polyvalent naka tubaab di waxee parce que daal vraiment ci émission tam-tam ku ne mën nga dem ci rubrique bu ne Khady nag blanc pont la ñu doon defal suñu xarit madame Cissé nekk ko fi tey Khady jàppal ko li nga xamante ne moom mooy enfance parce que dafa nekk rubrique bi nga xam ne dafa am solo nag ci week-end bi ñu war ko mën a waxtaanee Khady tey nga indil ñu lu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla fa falloir que ñu def attention aux enfants ne pas penser qu'à nous ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax la grande Saint-Louisienne di nuyu waa Saint-Louis ñu seetaan Khady c'est un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé yaa xam maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi Karine yaa ngi may reetaan rek di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan waa li ma la indil tey lu am solo la xiiroo ak ŋaayoo yi am si biir kër gi xale yi di ko fekkee dëgg la donc ñu dem ba ci kanam très très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye tamit ci biir label 221 c'est vrai que Sénégal di góor di jigéen ñoo ngi wéyal di liggéey nag pour nag suñu dëkk bi jëm kanam waaye bu ñu ne paañ à Afrique tax bu ko defee nag tey vraiment ñu ànd ak yow madame Guèye ñëw ci kenn ci ren yi parce que ren yi bëri nañ et d'ailleurs vous êtes toutes des reines yéen ñi nekk ci plateau bi et yéen ñi ñuy seetaan les femmes toutes des reines et vous êtes toutes jolies en tout cas May c'est un plaisir bu ci kanamee
ñu nara nag vraiment découvrir la nga ñu indil ci pâtisserie yi ak liggéey bu am solo ba ko madame Diarra di liggéey. Yaxam maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi nga xamante ne ñoo feggoo fii ci plateau bi ñu jekk lool yanju lool macha allah ma leen di sargal di leen ndokkeel ci weeru mars bi nga xamante ne moom lañ jagleel jigéen ñi loolu nag mooy prétexte bi ba tax ñu dem defi reportage ci madame Diarra Abi Sanata bu ci kanamee nag ñu gis li nga xam ne mu ngi koy def ci pâtisserie. très très bien en tout cas kontaan nañu lool di kontaan nag aussi di recevoir ko nga xamante ne bi moom itamit kenn la ci ñun muy Karine Jouanel Karine dañuy kontaan saa su ne parce que nag wax dëgg yàlla buñ la gisee si plateau bi Karine bàyyi reetaan yi tamit xam nañ ne kontaan nga trop. je suis comme ça bàyyi reetaan Karine tey ci conseil santé nga ñëwaat ak ñun ci mbirum anesthésie daal am na daal feneen fu nga xamante ne bi yaa ngi fay fële parce que nag mbir mi yaatu na faaw ñu def ko ay pàcc en tout cas ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm man kontaan naa trop vraiment ci yére bi ak musóor bi muy label 221 rek. Merci Yaram. En fait, tu m'as tellement émue que je sais pas par où commencer. C'est vrai. Waaw. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. kontaan nag di leen fekkaat fii samedi matin bi kontaan parce que xam naa ne am na ñu bëri ñoo xam ne samedi bi rek la ñuy xaar. faralaate wu ma de. mais xam naa ne am na ñoo xam ne samedi bi la ñuy koj. dëgg la donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen fidélité. yaa xam li tax ma delluwaat indi beneen pàcc ci anesthésie. c'est parce que samedi bi passé dañu waxoon ci cancer prostate. dëgg la ñu waxoon ne am na ci benn ci faj yi yoo xam ne chirurgie la. anesthésie bi ñuy wax tey nag. boobu mooy faj bi ñuy war a faj cancer prostate. très très bien man damay kontaan su ma la gisee Karine macha allah. yow xamoo sax man ni ma bëggee. mbokk yi yéen itam di kontaan saa su ne bu ñu jàkkaarloog yéen en tout cas ni ñu def rek lu dul dem ak yéen ci histoire de couple maman Dieye nee na daal vraiment wax lu dul dëgg ci biir couple yi mbokk yi ñu dem xool micro trottoir dellu si mën a yaatal waxtaan bi fii ci plateau Tam Tam du week-end. fen daal moom jeeg bu koy sëyee sab sëy day yàqu rek. Ça dépend du début le jour que les deux personnes se sont rencontrées lu ñu waxante bu ñu ko respecté ñoom ñaar du am problème. sëy lépp lu ko yàq rek ne woon na ca ba ñuy ngoro mais kan fay ko woon ba ñu demee ba ci biir nag ba mu feeñee loolu mooy la yàq sëy ba. dana yàq sa digganteeg sa jëkkër dana yàq sa digganteeg say dëkkandoo. man jigéen ñi laay waxal surtout bu fekkee da nga dem dugg ci sëy da ngay assumer lépp góor ñi moom noonu lañ leen moo ñaale kenn mënu leen a def boo leen yóbbu woon ci sans sëriñ rek wala sëriñ bu gën a aay ci monde li ñuy def du kenn du tere ñu def ko. ndax fen lu mu lal rek loola du jëm kër. fen nekk lu baax du doxal société du doxal mariage parce que mariage dëgg moo koy samp te dëgg mooy tax mariage taxaw mariage moom bu ko fen sampee rek fen moo koy tas. parce que dès le départ mu ngi lay dawloo donc tu es obligé des fois de dire oui dinaa def nii dinaa def et tu ne peux pas le faire voilà c'est pas bon de mentir pour moi ça c'est ma conviction personnelle waxal nit ki lu nga mun loolu moo gën wax ko loo mënul mais les jeunes actuels mënuñu loolu. waaye nag lu kenn mënut a wax moom defe naa bëriwul xanaa dañ koy xam kay dëgg ci tànk rek. ay waxu neexal la yooyu mais ay fen buy defar rek amul fen dëgg daal dëgg mooy lii commencé mooy c'est le commencement et la fin parce que lu dul dëgg tôt ou tard ça va day feeñ balaa caag boo amee sa jabar wala boo amee sa jëkkër wax ko li nga xam ne mooy kon ne mooy wéy surtout jigéen ñi moom buñ jéem a sax dugg ci gàmmee parce que jigéen la yow yaay sëy da ngaa war a muñ comme noonu la ñun ñoo jóge suñu kër dem ci góor ñi nañ jéem a muñ rek ngir du pour suñu ñun pour suñu doom yi la ëllëg. am benn nëbbu ndax ñoo bokk ab dund bokk ab dee kon kenn ku ne war ngaa mën a ëmbal sa morom sutura ndax say sutura la. yonent bi ne maa leen wattandiku ko la fen ndax fen dafay jengaloo jaam bi ëllëg yoomal xiyaam yóbbu ko sawara dëgg itam nag dafay jubal nit ki ëllëg yoomal xiyaam gindi ko dugal ko àjjana kon ku góor ki nay nekk ci dëgg ak njub ku jigéen ki itam nay nekk ci dëgg ak njub loolu suñ ko defee seen sëy danañ tey ba màggat te kenn du mos att seen diggante dara du ci xew lu dul jàmm ak salaam mais su fekkee nag léegi da ngay nëbbu sa jëkkër li nekk ci yow doo ko wax wala soo ko ne maa ngi dem Sandaga yaa ngi jëm Pikine soo ko ne maa ngi dem Pikine yaa ngi jëm Sandaga mu dem ba am lu ko ci gis-gisam may su boobaa kóolitam ak yow yàqu na
ku góor ki itam su fekkee ne toujours mu ngi guddee ki àll bi te su ko jëkkëram laajee jabaram laajee mu ne ko dama demoon réunion wala dama demoon mission te la may wax dara du ci dëgg mu dem ba ku jigéen ko am lu mu ca xam ci loo xam ne la mu doon wax du dëgg subaa itam loolu seen kóolite ñoom ñaar dafay dal di yàqu li gën a yàq sëy ak ànd bi loolu la waaye nit daal bu fekkee ne mu ngi lal mbir te lal gi mu koy lal dëgg rek mooy tax ma koy lal su boobaa seen diggante seen dana dëgër seen sëy dana dar te dara du ko mën a yàq mais nag leneen loo xam ne ñu ngi koy doxal du loolu daal boobaa ci sama xam-xam man ma loolu dafay yàq sëy même ab ànd sax loolu da koy yàq tey su ma àndee yow ci ñu doxal ñu dem ba mu yàgg nga gis ci man loo xam ne la ma la doon wax ak li nga gis du benn su boobaa sa kóolute ci man dafay yàqu kon nag nit ki lépp loo xam ne mu ngi ci nekk te ëllëg mu bëgg ci am natija moo am ci njëriñal ëllëg na fekk mu koy lal ci dëgg te doy doxal dëgg loolu suñ ko defee rek sëy dana wér. waaw mbokk yi nag dafa mel ni wax lu nga xamante ne bi maman du dëgg waxuma la tas sëy yàq sëy waaye yàq na sax àddina maman nga indil ñu lu nga xamante ne bi tey faaw ñu waxtaanee ko muy ñàkk a wax dëgg ci biir couple waxuñu nag góor ñi rek dañu ne góor ñi ak jigéen. dëgg la dañuy loolu sax mën na laal ñëpp. bu ñu waxee wax lu dul dëgg rek. ñëpp lay laal askan bi yëpp. ndax xam nga kii nekk tey ci couple moo xam ku am jabar la wala ku am jëkkër. dafa jaar ci kër jaar ci xale ñu yar ko. te yar boobu noonu moom mooy dem ba nga xamante ne bu nekkee ci couple moom mooy ñëw jikko yooyu moom mooy ñëw ci couple am. donc ñuy wax que ne xale yi tamit nañ leen di yar ci dëgg. tey jii xale boo ko diggee benn affaire sax jox ko loo ko war loo xam ne boo ko diggee mënu ko koo jox bu ko jox ndax loolu da koy tàmmal wax lu dul dëgg bu demee ba toll ci labat ku mu war a takk soxna day jàpp ne wax ko lu nekkul ci moom wax ko lu dul dëgg la koy amee waaye léegi-léegi maman di nga yar sa doom wax dëgg yàlla mu normal mais mu dem ba nekk ci biir sëy mais di wax lu dul dëgg parce que xëy na am na lu mu bëgg def je sais pas xam nga fan laay waxee xam naa fi ngay waxee xam nga pour man wax lu dul dëgg yaa xam nit ku koy def da nga faible parce que nit il faut nga am audace di assumer sa ay actes tey jii nii loo xam ne yow loolu nga am loolu nga mën wala loolu nga bëgg a def même bu fekkee ne da nga takk jabar sax nga bëgg a takk ñaareel da ngay assumer nga dëggal sa bopp parce que tamit du ñëpp am personnalité boobu waaw ki jara nëbb mooy yàlla parce que moom ba pare moom kenn mënu ko nëbbu dara bu fekkee ne yàlla mi jara nëbbu kenn mënu ko nëbbu dara nëbbu keneen jaru ko te àdduna lu mu yàgg dëgg yaa xam mooy mujj te muy dëgg lu mu metti même loo nëbb nit ki parce que tamit Sénégal nekkul man ak yow rek ñoo fi dund ba nga mën ma nëbbu dara am naa fi xarit am fi ay mbokk te lépp loo xam ne def nga ma ko wala nga ma koy nëbbu dinaa dox ba yëg ko donc am na loo xamante ne pour man jaru ko dañuy waxante dëgg ñu aussi am personnalité wu lu nekk si ñu taxaw assumer ko taxaw wax nit ki ne lii la ñu bëgg a def absolument li ma gën a naqari nag mooy xëy na di labat nit bëgg mu doon sa soxna wala mu doon sa borom kër nga koy nëbb sa bopp loolu garaaw na parce que ki nga xam ne da nga ñaan yàlla dund ak moom sa àddina yëpp am ak moom ay njaboot donc faux départ ngeen di def waaw exactement damay wax ne que sax est-ce que ki lay wax lu dul dëgg bëgg la takk wala bëgg a sëy ak yow muy jigéen est-ce que kon intention boobu la jël parce que ki nga bëgg a àndal pour toute la vie kooku waroo ko nëbb sa bopp ndax li nga koy nëbb lu mu yàgg-yàgg da koy xam te loo ko mën a nëbb bu pa yow lu mu mënti doon góor nga jullit nga li ci des mooy looy am la wala looy ñàkk la wala looy mën wala loo dul mën loolu lu tax mënoo taxaw nga wax nit ki ne lii laa mën mënuma lii nii laa bëgg a dundee ak yow su ko defee mu xam ko su si d'accord mu d'accord ci ak yow ndax yow la war a bëgg en personne mais pas li nekk ci sa entourage voilà mi ngi noonu alors mu mel ni nag Karine c'est vrai que ñu ngi wax côté góor yi waaye tamit defe naa ne bu ñu waxee couple ñaar ñoo ko seq mais mu nekk lu doy waar parce que loolu su demee ba preuve génn manque de confiance bi c'est ça nag qui casse complètement le couple complètement te xam naa ne xarit dina ci ñëw ci kanam parce que exemple yooyu dañuy foog ne xale yi ay xale lañu duñu xam mais gis nga xale yi sax dañuy jël exemple ci loolu parce que yaa ngi naan ku ñu yaree loolu day dem après ci biir kër néegu sëyam di ko fa continuer mais xale yi da ngeen di xalaat ne xale yi ngeen jur sax ñoom dañuy xool loolu defe ne looloo baax parce que des fois dinañ fekkee benn affaire boo xam ne seen papa wala seen yaay moo ko def mu leer leen ne lii seen papa daf koy nëbb wala seen yaay daf koy ba pare dañ koy wax xale yi ne bu leen wax dara seen yaay wala bu leen wax dara seen papa alors que ça loolu dafa bokk sax ci éducation mais xam nga man lan moo ma bon je sais pas nag ban moo laay utiliser sax xaw ma ko mais en fait boo dul wax dëgg da ngay sonn ci fatigué doo nelaw foo toog yaa ngi naan est-ce que man lii duñ ko découvrir
je pense que nit ñi war nañ xalaataat tuuti parce que comme ni ko Mama Dieye waxee lan moo fi jar ñàkk wax dëgg yoo xamante ni à la fin day yàq pour lan et puis surtout nag may lu nga xamante ne bi dañuy dem ba mujjee la xam nga li gën a metti ci àddina mooy mag mu nga xamante ne bi dañ la wax te doo ci mën a teg baat man c'est ça mon problème muy góor bi di jigéen bi ci biir couple bi kon dañu ne mariage c'est un projet de vie et un projet de vie ñaari nit wala plusieurs personnes ñoom ñoo koy def donc su nekkee yéen déjà kii ngi wax lu dul dëgg kële mi ngi wax lu dul dëgg mais c'est voué à l'échec ni ko tubaab di waxee voué à l'échec voué à l'échec comme ni nga ko waxee parce que lu dul dëgg du yàgg loolu la ñuy faral di wax te lu dëgg lalu lu ne daa mel ni rek nga def immeuble R+12 ba pare fekk ci suuf ñax dong fa ne wala witteen fondation ba dëgërul donc yenn yi dara jaru ko fi dëgg la waaw dinañuy faral di wax naan jullit mën na def lépp ba mu des ñàkk wax dëgg nee nañ mun naa jàdd koñ mun na dugg ruq mun na jël alalu jàmbur mun na def lu ne wante ñàkk wax dëgg bokkul ci mandarga yi day yëngal asamaan waaw ak suuf yëpp waaw ak li ci diggante bi je t'assure Khady ci biir couple yi tey la Mama ñëw mu nekk sujet bu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lu mu ko indi parce que ñàkk wax dëgg bi defe naa ne nekk na cause divorce yi nga xamante ne bi constaté nañ ko Sénégal mu bëri lool effectivement yaa xam man li may fi mu daanelee foofu lay jëlee dëgg la ñàkk wax dëgg mooy bàkkaar bi nga xam ne kenn du la ko baal dëgg la yàq ki nga ko seqal rek xëy na yéen a ko mën a baalante nee nañ bàkkaar yépp comme ni mu ko waxee mën nañ ko xaw a jéggale mais ñàkk wax dëgg moom leneen la te boo nekkalee nit ngeen ne yéen ñaar da ngeen war a vivre à vie pour lan ngeen war a nëbbante tôt ou tard loo nëbb dina feeñ te xale yi après ñoom ñoo ciy gën a souffriraat parce que am na couple yu bëri tey yàqu na lan moo ko yàq ñàkk wax dëgg te nga xamante ne dëgg boobu peut-être que boo ko waxoon après dañ koy régler mais ñu naan fen buy defar man je dis que ne loolu gëwma ko amul fen buy bu gën dëgg parce que bu nekkee da nga ñëw tey sa jabar wala sa jëkkër nga ne ko dama war a dem fii fekk yow demoo foofu nga tàggoo séminaire fekk yaa ngi si li la neex xam tôt ou tard dina ko yëg wala ngay ñëw sa kër sa téléphone toujours mode silence wala mode vibreur parce que am nga looy nëbb effectivement yaa xam yooyu yëpp ay xeetu manque nit ki day dem ba confiance dootu fa amati te sëy bu amul confiance du dem lu graaw Mama laata ba lay jox parole dafa am benn histoire bu ma doon raconté koo xamante ne bi dafa tàggu jëkkër ji ne ko maa ngi dem jël vol léegi nag vol ba mu jël ndekete vol boobu jëkkër dafa daanu donc jabar ji ndeysaan indi problème ak yëpp après en fin de compte jëkkër ñëpp si kër gi mu ne ko yow xanaa vol ba nga jëloon du loolu bu loolu di dal góor aussi comme ni ñu ko waxee di dal jigéen mu nekk yi nga xamante ne bi c'est très compliqué wala koo xamante ne bi par exemple yàlla xam na ne que ñëpp xam nañ ne que am nga ay problème et cetera doo wax dëgg bi si sa soxna xam nga wala doo wax dëgg bi sa jëkkër mu nekk ay mbir yu nga xamante ne bi yaa xam dogguma la am na ñoo xam ne da ngay xëy suba génn àdduna sa beneen famille bi xam ne yow nekk te da nga amoon beneen famille loolu tamit lan moo ko jar boo xasee kay nga ne yow kii nga da nga signé monogamie nga yam si monogamie wala nga dem signé polygamie nga dem takk keneen mais nga dem takk keneen di ko nëbb après xëy suba dara jot la kooku yaakaar ne moom rek nga am ak njabootam ndekete yow am nga beneen famille dañuy dellu si waat rek ci faiblesse bi ma la doon wax sànq gis nga nit su fekkee nekk ne yar nañ la ci dignité déjà boo amee dignité bi nga war a am di nga jommale sa bopp wax lu dul dëgg parce que da ngay wax ne que ne nit ki ak nu mu mën a toll moom jaraluma ko ndax nit kese la du ma rey du ma fees te dañuy wax lu mag ñi doon wax rek lu yàgg te dëgg la mooy que ne lu nuyoo ci sëy rek lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro am na benn mère bu fayuñu ko dañ koo fayul bëri na yoo xamante yaa ngi goroog ak nit ki ngay gis muy njuut njaaj di wax yoo xamante ni leen nii nekkul bokk mais des fois nag li ma ci jaaxal mooy da nga ciy tëj sa bët muy ku góor ki ak ku jigéen ki ku góor ki ak ku jigéen des fois yaa xam du nekk sax bëgg du nekk bëgg mais dafa am jigéen ñoo xam ne tam dañu bëgg ku leen di fen nga baal ma waaw loolu moo leen neex parce que nga ñëw naan sama kër lii sama te yow mu leer ne la kii li muy wax dara amu ci man déjà sax yaa xam lu ma d'accordul man góor boo xamante ni ne day ñëwee di ma labatee beneen këram
soit moo xam daf fay xas beneen jabaram wala mu fay xas waa këram loolu mooy bu la takkee yow dina la xasi ëllëg ci keneen donc tey jii nii loolu yëpp dafay ñëwaat sax ci jëw ak yoo xamante ni ni nekkul ay jikko yu ñu rafetlu donc nit daal li gën mooy que ne non seulement nga yem ci li nga war a yem li nga war a mën a xam rek nga xam loolu noonu mais aussi mu nekk dëgg parce que des fois bu ñu voilé wu la face li nga xamante ni leen nii ñi ngi koy bañ a teg suñu bët lu mu yàgg-yàgg day ñëwaat taxawaat ci suñu kanam waaw c'est vrai que lu mu wax dëgg la c'est-à-dire que nañuy jéem a lal ci couple yi en tout cas jéem a lal dëgg bi su nekkee par exemple yow yenn moyens yi amoo ko ñu jàpp ne amoo ko te nag wax dëgg yàlla nit mën na sëyal nit te xëy na du problème mu moyen bu nekkee tamit am nga ay mbir yu nga xamante ne bi war nga ko mën a parce que je veux dire ki nga xam ne da nga ko takk muy ki nga takk muy góor wala jigéen bi ki nga sëyal mais est-ce que mën nga am ko nga xamante ne bi wax dëgg yàlla ëpp na ko à part tes parents parce que kooku moom ngay jural njaboot kooku moom ngay àndal di def sa àddina donc je pense que il va falloir que comme tu l'as dit ma bàyyi la nga terminer que ñu jéem a xoolaat naka la ñuy defee parce que wax dëgg yàlla xaw ma yeneen dëkk yi de dégg naa waaye ci fii laa dëkk fii laa mën a xam divorce yi bëri nañ te la nekk ci suuf yëpp mooy ñàkk wax dëgg ñàkk communiquer ak ki nga xamante ne bi moom nga nekkal par exemple ñu ngi ci dëkk boo nga xamante ne bi wax dëgg yàlla am nañu ay chrétiens waaye musulmans yi am nañu possibilité takk plusieurs jabar ok loolu amul problème mais nag sa jabar tamit may ko respect wax ko dëgg bi bu ko defee vraiment nga wax def li nga war a def en fait xam nga dañuy jaxase ñaar dañuy wax masla ak wax lu dul dëgg loolu bokkul Sénégal dañu jël di naan dëkku masla la am na yoo xam ne mënuñu koo wax mais loolu ñuy bañ a wax ëllëg moo ñuy yàqal donc mieux vaut que ñu wax ko buñ ko waree wax rek nañ ko wax ndax loo xamante ni leen nii boo ko dépassé tey ëllëg daf lay rattrapé waat loolu jarul nekk fii di yàq sa àddina te Karim sànq dafa lu am solo daf lay sonal sa dundin mooy metti ndax lu yëngatu nga foog na yow sa secret parce que gis nga soo xasee ba découvrir enfin moi je suis un peu comme ça su ma xasee ba découvrir nit c'est-à-dire que léegi après même loo may wax même bu dee dëgg dama lay xool da neex tu peux toujours parler quoi oui mais bon voilà donc day tax manque de confiance en tout cas ñu ngi lay remercier Maman Dieye xam naa ne ñi nekk tamit di seetaan émission Tam Tam ñoom tamit dinañu am xalaat yu mu ci am di fàttali ne mën ngeen participer aussi sur suñu page Facebook Tam Tam donc pour mën a xëy na indi seen ay contribution wala indi ñu ay sujets yi nga xamante ne bi danañ ko mën a waxtaanee en tout cas yal na yàlla jàppale ci wax dëgg parce que defe naa ne couple yi koy briser yëpp ñàkk wax dëgg ci la nag waxuma rek ci góor ñi de mais jigéen ñi aussi c'est très compliqué yal na yàlla defar kër yi parce que bu kër yi defaroo xale yi nekk ci jàmm exactement en tout cas justement ñu ngi ñëw nag si njaboot yi mbokk yi sànq ñoo ngi koy junj tuuti ñu ne vraiment problème yi nga xamante ne day am ci biir couple yi impact yi muy am ci xale yi doy na waar metti na ci ñoom te nag léeg-léeg léeg-léeg le plus souvent du ñu ci mun dara waaye ñun des fois dañuy égoïste ba nga xamante ne suñu bopp la ñuy xalaat yaakaar ne ay xale yu ndaw lañ ils sont intelligents dañu am bopp mbokk yi ñu dem xool la nañu ci xarit di indil dellu si mën cee waxtaan. crise ci famille dafa nekk loo xam ni dafay normal mu am dafa war a am te bu amee tamit dafay jeex dañ koy régler mu jeex léegi nag bu dee ci mag yi la ñëw xale bu ndaw bi xëy na mën na ko sonn ndax xale bu nekk bu sañoon ay waajuram duñu am jeexi jaaxa mais li ci ëpp solo mooy ñuy bañ a teg ci kanamu xale bi yu ëpp yi maanaam wax yu tegginewul walla dem bay fitnaalante loolu mën nañ ko bañ a def ci kanamam def waxante foo xam ni xale bi nekku fa waaye itamit du tere war nañu wax ak xale bi mi xam li xew lan la wan ko ne jamono yi kat papa ak yaay juboowuñu ndax loolu dafay am day am ñaari nit bu ñu dëkkee yenn saa yi ñu jàppante waaye bu ko defee tamit ñu ngi ciy dox dinañ ko mën a lijjanti ndax buñ ko nëbbee tamit waxuñu ko dara moom xelam daf koy may muy gis leneen di ci ñaaw njot xelam di ci ñaaw te dina dem ba dootul mënati nelaw wala dootul mënati lekk xale yooyu ñëw naa sama biir a ngi metti wala ñuy wëccoog wala yu mel noonu daal donc yenn yu ëpp yi kenn du ko def ci kanamam wante tamit mën nañ ko expliquer ne am na lu xew du rek dafa dund ci biir violence bi dafay violent maanaam gis ay waajuram di fitnaalante day dem di fitna li ñu gis mooy loolu am na lu muy def ci moom te li muy def ci moom mun na nekk xeet yu bari mun na nekk ñoo xamante ni dañuy mag duñu wóolu seen bopp man li ma ciy gën a gis mooy ñoo xam ni duñu wóolu seen bopp nga xam ni di daw nit ñi di làqatu
yenn saa yi sax day dem ba seen njàng mel ni luy yàqu fekk ne boobu du ñu am fitu mel ni ñëpp daal loolu mooy li nga xamante ni man ci laa gën a seetlu ñoo xam ni bu ñuy doxee ba ci kanam dinañ la ne ah bi ma nekkee xalekat suñu kër nangam ak nangam dafa doon am. li ma seetlu tamit mooy ay jigéen yoo xamante ni daal xawma dinañu fexe ba nekk ci situation boobu ñoom ci seen bopp dañ leen di fitnaal ci seen biir sëy booy waxtaan ak ñoom dinañ la wax ni loolu dundoon nañ ko biñ nekkee xale ci seen ay diggante waajur walla tamit comme ni nga ko teeloon waxee ay góor ñoo xamante ni dund nañu loolu ñoom it di ñëw di teg nit ay fitna bu ñu ciy dugal xale yi maanaam di leen utiliser ndax dafay am ñoo xamante ni bu fekkee ba juboowuñu ak seen borom kër walla ak seen soxna dañ ciy dugal xale yi maanaam di xëcc xale yi pour ñu far xale yi amuñu di faral kenn ñaar yépp a leen jur te ñaar ñépp lañu bëgg bëgguñu kenn ki naan keneen ki yaa am toor ndax loolu mooy li ci gën a metti day gàddu xale yi naan la waaw xale baa ngi nii sax mën na ko seede buñ leen ci dugal benn ñaar yenn yu tegginewul yi buñ ko def ci kanamu xale yi ñett nañu waxtaan ak xale yi wan leen ni jamono yi suñu diggante neexul waaye ñu ngi koy jéem a lijjanti waaw ñu yem ci foofu xale bi xam ne diggante bi neexul dëgg la mais rayante yi defewuñ ko ci kanamam te it may nañ ko jàmmam kenn wowu ko naan ko kaay far fii walla nga far fee walla far bi boobu dafay sonnal xale bi. wax dëgg yàlla Khady xale am na leneen lu nga xamante ne war na ko tal lu dul ay far fii wala far fee Khady nga laal góom bi daal fa nga xamante ne foofu nga ko war a laalee muy ay xale yoo xam ne ndeysaan innocent ndeysaan âge bi sax léeg-léeg wax bi sax du yegg mais di assister lu nga xamante ne bii impact ba muy am ci ñoom sànq ki nga ci ñuy interviewé mi ngi koy wax manque de confiance day dem ba ca école ba nga xamante ne bii dañu ne kii lan moo xew xale bi du mën a dem. effectivement yaa xam nañu moytu di utiliser suñu doom yi te xam nga xale en général dañuy dem di far xale yi sax dañuy far mais dañuy far toujours ci ki gën a faible xam nga soit seen yaay en général xale yu bëri seen yaay yi la ñuy faral donc ñun nañuy moytu bu ñuy xuloo wala ñuy def dara ñu bañ ci dugal xale yi parce que après tôt ou tard xale yi ñoo ci payer les pots cassés parce que kii wax na ko da ngay dem ba gis benn xale mu nekk classe da doon jàng mais mu xëy suba après du amati ay résultats yu baax parce que këram chaque jour mu ngi am ay xuloo papaam ak yaayam ñi ngi saagante wala ñi ngi dóorante loolu dañ ko war a moytu parce que tout xale bi mën na màgg mel noonu soit wala mu nekk koo xam ne da ngay màgg après ragal doo nangu duggante ak kenn parce que tu vas te dire waa est-ce que tamit su ma duggantee ak nit est-ce que du lii dina ma si dal wala lii dina ma si fekk donc nañ moytu bu baax lu ñu mënti def daal nañ ko nëbb xale yi bu ñuy waxtaan wala ñuy saagante wala ñuy xiiroo di ŋaañoo nañ bàyyi ba xale yi tëddi après ñu def léegi buñ paree xale yi aussi bu problème amee nga xam ne lii c'est un problème sérieux nga teg xale yi parce que xale yi léegi am nañ xel dañuy réfléchir dañuy comprendre nga ne leen lii ak lii kat lañ jotee mais ñi ngi ciy wut ay solution ëllëg nag bu nekkee wut ngeen solution ba sonn amul safaan ba nar a am aussi xale bi dina comprendre bu boobaa aussi du impacter dara ci moom du ko wàññi dara. très bien alors May li tubaab di wax préserver mooy dañu war di jéem a préserver les enfants parce que gis nga lépp lu nga xamante ne bi xale bi màggaale na ko c'est-à-dire que impact yu muy am ci xale bi bés bu màggee ñu ngi koy wax manque de confiance dañuy am nit yu nga xamante ne bi pour ñu xippi xool nit wala pour ñu def yenn liggéey yi wala pour ñu def yenn démarche yi day compliqué lu ko indi parce que seen biir kër mais da doon assister yoo xamante ne bi yaay ji mi ngi dóor papa ji yaay jaa ngi saaga ndey papa ji par exemple papa ji mi ngi dóor yaay ji ba moom xale bi amul doole xamul naka lay def may malheureusement boo gisee Khady li muy wax yëpp maa ngi koy déglu religieusement parce que sama xel dafa dem fu sori ma gis ci ay cas yu bëri yoo xamante ne vraiment ay xale ñu nekk seen buntu àddina mënuñu sax tekke mënuñoo bëgg dara sax bay xam
fan la ñu war a teg seen tànk tey ñu ne la lii laa bëgg a def suba ñu ne la lii laa bëgg a def dañu nekk ay xale yoo xam ne dañuy versatile dañu réer en fait dañu réer duñu xam lan la ñu bëgg seen jàng yàqu seen àddina ci boppam mooy yàqu parce que bu fekkente ne yow amuloo dara loo xam ne moom nga bëgg ambition benn objectif boo bëgg a atteindre daanaka loolu mën nañ wax ne yow c'est déjà perdu comprendre nga donc c'est très malheureux genre scène yu mel noonu ak situation yu mel noonu ñu koy def ci kanamu xale yi peut-être lu ñu mën a wax rek mooy bu ñu demee bay war a jàppante naam xam nañ ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk waaw tey ñu laalante bu subaa ñu àndaat mais ñu koy nëbb xale yi je pense que ni moo gën parce que xale moomeel la ba pare dénkaane la ba pare après dafay indi ay haine Karine day indi haine boo xam ne xale bi daf koy am par exemple si waajuram bu violent bi parce que léeg-léeg nga gis ni nga ma doon raconté benn histoire benn xale bu góor boo xam ne fekk yaay di jooy mu ne ko lan la qu'est-ce qui se passe mu ne ko comprendre ne que papa ji moo ko dóor mu bàyyi ba papa ji ñëw mu dóor non dóorul papa ji de dafa ne ko pardon papa yow ku dóoroon sa yaay est-ce que dina la neex mu ne dama koy rey mu ne ko kon nag man bés boo laalatee sama yaay ma rey la donc tu vois ce genre de réflexion c'est logique exactement c'est logique te man dama defe ne bon dans les couples léegi peut-être que loolu sax laa wax léegi parce que bu njëkkoon am na yoo xam ne daanoo ko gis mais léegi je pense que les gens prennent tellement à la légère le mariage que dafa am yoo xam ne dootuñu ko moytu man li may wax toujours mooy peut-être que je ne sais pas si musulmans yi bi ñu def mariage dañuy am ay témoins mais ñun dañuy am témoin de mariage témoins yooyu man dama ne bu fekkante ne da ngeen yegg ci situation boo xamante ni fii dafa métti pour ngeen gérer ko woo leen témoins yi ngeen toog à 4 vous discutez parce que nit matul mën na am loo xamante ni ku nekk day téye booram du avancer mais au moins s'il y a une vue extérieure dinañ leen wax dëgg ne kat yow fi nga téye du foofu yow fa nga jëm du foofu mais les histoires à la maison ne se règlent pas devant les enfants su ngeen tëddee seen néeg mu leer leen ne xale yi nelaw nañ vous vous asseyez sur votre lit ku nekk wax sa morom ni nga ko war a wax te baat du jóg rongoñ du tuuru nañ waxante dëgg y a pas de non quand même bu ñu demee ba mu bloqué nag témoin yaa ngi fi imam yeeg labbe yaa ngi fi ba buñ ko munul ba munul ku nekk dem toog këram 6 mois dellu si ñu réglé très bien Karine ñi ngi lay gërëm maman mu nekk lu nga xamante ne bi parce que ci biir enfance faaw ñu xool naka la ñuy def ba mun dundindu xale yi mën a gën a neex te pour mu neex nag wax dëgg yàlla faaw ñu xool naka la ñuy comporté woo ci biir kër gi compliqué na c'est vrai des fois il faut que xol yi jug il faut que wax yi jug mais ñu peser wax yi ak jëfin yi parce que léeg-léeg loxo yi jóg et puis même aussi y a aussi nu mu tuddati bu psychologique bi nga xamante ne bi loxo du jóg waaye voilà violence bu doy waar violence verbale xam nga ànd moom il faut que am ku tani sa moroom te yenn saay bu il faut que am bu nit yéegee am ku koy wàccee maanaam bu ñëpp yemee rek day am ñu gedd seen cër te dañuy delluwaat tuuti ci maam parce que bu yàgg ba waxuma la sax xuloo ak sa borom kër ci sa kanamu doom mais gan bu ñëwee sax rek doom ji day jóg may leen du ngeen sax waxtaan ci kanamam parce que xale dafa war a am lu mu fekkee ak lu mu war a fekkee ndax xale moom buñ ko génnee ci cadre xale rek te tolloogul foofu day doon leneen lu dul xale donc il faut que ñu xoolaat suñu bopp nit nag balaa ngay mën a yaru balaa ngay mën a yaraate day fekk yow nga yaru il faut que parents yi toogaat dugg seen ruqu mën a kan xoolaat seen bopp ñoom seen bopp comme ça li nekk ci ñoom ñu boo mën kaa def ci seen doom dafa am benn histoire bu triste boo xam ne sama benn xarit laa ko mën a tuddee bi ma ko xamee léegi yàggul mais comme ñun bu ñuy liggéey ci télé yi dañuy am yaakaar ne lu bëri dañ ci am xam-xam doomam da def 16 ans rek la am da koy laajte affaire sëy daal affaire yooyu noonu ñu ciy wax mu naan ko waaye yow jëkkër bu mel nan nga bëgg a am affaire yooyu mu ne ko man bëgguma am jëkkër mu ne ko bëggoo am jëkkër mu ne ko man bëgguma sëy mu ne ko lu tax mu ne ko bëgguma góor bu may dóor comme sam papa nu mu lay def mu may laajte ba xam loolu moom naka la ko mën a lijjantee ma ne ko man mii tax daf maa dépassé tu vois Khady mu nekk ay mbir yi nga xamante ne bi xëy na yaay ji ba ko xale bi waxee dafa jaaxle alors que xale bi loolu mi ngi woon ci moom te daf koy poursuivre Khady on va terminer effectivement li maman wax mooy loolu mooy boo leen di jàppante wala ngeen di jotoo bu xale yi fekkee xale yi def leen le tout boo leen dee jàppante ngeen bàyyi leen bañ nelaw mu leer ne leen xale yi kat nelaw nañ ngeen parce que xale dañuy déglu dañuy xool dañoo observer c'est ça dañuy déglu dañuy xool dañuy gis loo foog ne seen xel nekku sa fekk seen xel passé na ko donc nañ moytu di xuloo ak xiiroo ba pare man dama ne sax ñaari nit yu nekk pour à vie
pour lan ngeen di xuloo bay dóorante yenn xuloo yu metti mën na ñàkk ak dóorante bu leen xamee ne kay mënatoo leen man ni ma ragalee dóor ak ma ragal dóor kat ku ko ñeme moom jaaxal nga moom daal damay ñaax rek waajur yi lu ñu mënti defati buñ ko def ci kanamu xale yi parce que xale les enfants n'ont pas demandé à naître donc nañ leen respecter le respect waaw il faut respecter les enfants te boo leen respecter nga defal leen li ngeen leen war a defal boo leen dee jàppante yéen ngeen jàppante seen parti mais ñoom moytu absolument comme ni ma ko junjee woon ci début bi nañuy essayer di def tout pour préserver les enfants c'est important parce que daf leen di topp ba ci seen biir sëy daf leen di topp ci seen biir àddina ñu ngi koy wax manque de confiance di caler à l'école on ne comprend pas ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ne bi vraiment nañ ci dimbale suñu njaboot yi c'est vrai que des fois c'est pas compliqué c'est compliqué mais ba pare nag vraiment entourage bi jàpp ci muy les parents comme ni mu ko waxee l'abbé yi wala imam yi wala daal dëkkandoo yi sax léeg-léeg jàpp ci pour que daal vraiment jàmm mën a dellu si dama koy ñaan chaque fois yal na yàlla def jàmm ci foyer yëpp parce que si la xale yi di mën a màggee normalement en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant c'est toujours un plaisir de te recevoir te nag la ñu indi vraiment mbokk yi am na solo lool mbokk yi mu xuus nag ci émission tam-tam du week-end ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne moom mooy conseil santé ànd ci ak suñu xarit Karine Jouanel mbokk yi Karine lan la ñu indil tey ñu ne dafa dellu si waat ci li nga xamante ne bi moom mooy mbirum anesthésie kon nag mbokk yi duñu def rek lu dul dem xool suñu xarit Karine ban spécialiste tey la àndal dellu si waat mën cee waxtaan. tey dañuy ñëw ci ñetteel bi nga xam ni moom la ñuy def ci neer yi xam nga boo leen jëlee nit dafa am yóor gi moo nekk ci bopp bi bu génnee ci bopp bi day jaar ci baat bi joxe li ñuy wax moelle épinière yuq maanaam yuq bi jaar ci yaxu digg ginnaaw yuq boobu nag mooy wàcc ba ci suuf ba ci kaw ndigg li léegi nag yuq boobu fa la neer yi yaram bi yëpp di juddoo léegi bu ñu juddoo nag dañuy jaar ci biir vertèbre yi après dañuy lëkkaloo pour joxe neer yi pour joxe neeru loxo bi loxo droite loxo gauche joxe tànk joxe fépp daal ñoom ñoo ko léegi nag boo ñu la waree opérer maanaam tey ci loxo donc war nañu mën a bloquer neer yi nga xam ne ñoo yore loxo bi yëpp loolu la ñuy woowee ane bloc tronculaire wala bloc nerveux périphérique maanaam neer bi nga xam ni fi ñu soxla opérer rek moom lay innerver loolu kese la ñuy anesthésie loolu mooy bloc loolu moo gën a simple ci anesthésie pas simple ci technique bi ndax technique bi tam dafa jar jàng bu xaw a xóot waaye ci risque complication moo ci gën a simple ndax amul jam ci ndigg amul nelawal donc loolu chaque fois que mën nañ ko def tam moom la ñuy def te tey jii dafa nekk technique boo xam ne dafa développé ba nga xam ni autant dañ ko daan wër noonu di laaj malade bi ndax yaa ngi yëg courant mujj gi ñu créé appareil yoo xam ni day délivrer courant boo xam ni day stimuler nerf bi bu ñu xam ni jege nañ ko ñu anesthésie ko léegi sax romb nañ foofu appareil échographie comme genre bi la ñuy jël seet nerf bi fa muy soqe ko ñu dem foofu ñu piqûre ko donc c'est devenu plus simple encore te wax dëgg yàlla technique bu xam ni amul presque risque yu bari loolu nag fenn rek la mun nekk mooy foo xam ni opération bi du dem ñaari côté maanaam bu ñuy opérer loxo mun nañ ko def bu ñuy opérer tànk mun nañ ko def parfois bu ñuy opérer mbagg bi tam mun nañ ko def si yooyu rek lañ ko mun def moo tax ñu koy bloc périphérie mooy maanaam lu nekk fu sori si centre bi bloc yooyu nag ñu ngi koy def étudiants yi génn léegi anesthésie yi génn yëpp ñi si ëpp mën nañ ko machines yi am na fi donc boo leen demee seeti seen anesthésiste mu expliquer leen ko jàppaleen leen du dara gannaaw anémone am na nag beneen anesthésie boo xam ne moom lay mujjee mooy anesthésie locale mooy maanaam fi nga dagg rek foofu la ñuy piqûre loolu moom la ñëpp xam mooy ba demee centre de santé yi fépp moom la ñëpp def loolu jarul anesthésiste docteur bu nekk mën na ko def. waaw ñu kontaan nag ci docteur Abdou Kane Diop di ko gërëm di ko sant parce que saa su ne mi ngi ñuy jàppale ci li nga xamante ne bi moom la Karine di indi saa su ne muy conseil santé muy anesthésiste bu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla xam na bu baax lu muy liggéey. yàgg na ci. daf cay yàgg au passage sax ma koy remercier parce que vraiment disponibilité moom aw ma ko feneen. donc soo xoolee ci benn élément bi dafa wax ci ñaari anesthésie bloc périphérique ak anesthésie locale. Bloc périphérique mooy bi muy wax noonu expliqué na ne le tronc ñun ñëpp jàng nañ def nañ observation
le tronc la tête le tronc et les quatre membres. Donc bloc périphérique mooy li nga xam ne ça concerne les membres et pas le tronc. ok parce que bu fekkee c'est le tronc mënuñu def genre anesthésie boobu parce que ça concerne les nerfs. absolument dañuy rey nerf bi pour mën a def anesthésie bi def chirurgie bi wala faj bi ñu war a faj. léegi nag lan moo tax man ma gën a wax ci deuxième bi sax anesthésie locale bi mooy samedi dañu waxoon ci cancer prostate. ñuy wax lan mooy mën a faj cancer prostate docteur Fall. di ñu fàttali ne dépistage bi moo am solo bu ñu xasee ba teel ko gis mën nañ ko faj. benn ci faj yi traitement la beneen bi chirurgie la. chirurgie cancer prostate nag anesthésie locale lañ koy defee. d'accord méttiwul. compliqué wul te boo xoolee comme par exemple docteur Diop mii di wax ak ñun xam na li muy def. absolument mën na ko. yàgg na di ko def. pour fàttali ne cancer prostate c'est pas une fin. dëgg la c'est pas parce que da nga ko am que da nga war a ragal da ngay mujjee génn àdduna wala yooyu non. c'est une anesthésie locale c'est-à-dire que fi ñu war a faj wala fi ñu war a opérer foofu rek la ñuy anesthésier. yow di nga xool chirurgien bi. sa loxo yeeg say tànk di nga ko sentir. c'est-à-dire que doo sentir benn xanaa piqûre bi ñu lay piqûre pour anesthésier la. loolu ngay sentir à part loolu rien du tout. dinañ la opérer ba pare tu ne sens absolument rien. donc may dellu si waat parce que comme ni ñuy maman ni mu ko doon waxee sànq am na ñoo xam ne dañu ñëw ne ma li nga war a wax si prostate cancer prostate dafa bari. est-ce que doo ci dellu si. donc dinaa ci ñëwaat indi yeneen information mais di wax rek ne cancer prostate c'est pas catastrophique. donc su ngeen ko amee ñu jox leen traitement def leen traitement bi. suñ leen nee nag chirurgie la xam leen ne opération boobu du lu rëy. fu ndaw la ñuy anesthésier. faj leen ngeen daal di jóg dem du ngeen sax def semaine ci hôpital bi. très bien donc loolu moo tax ma waxaat ci tey. alors May c'est vrai que c'est important ñu koy leeral parce que dafa am ñu bëri ñu nga xamante ne bi turu nee nañ dafa rëy. opération turu opération. am na ñoo xamante ne bi même suñu la césarienne sax moom de doon ko opérer. donc c'est important que Karine ñëwaat ci parce que am na yenn mbir yi nga xamante ne suñ ko bëggee saafara. foofu rek la ñuy anesthésier maanaam dañ koy deewal. pour mën koo faj. mën koo daal réparer des fois. May waaw dëgg la am na solo lool nit ñi ñooy jël loo xamante ne jàtta rëyal ñu rëyal ko kenn ku ci nekk peut-être xëy na yow jaar nga si wala nga xam koo xam ne jaar nga si par exemple man su ma la waxee ne man ñu fi ma jàkkaarloo ak yow nii sama kanam am na foo xamante ne jot nañ ci def anesthésie locale def chirurgie mënuloo ko xam non juste pour wax que ne loolu noonu gis nga c'est très bien fait suñu médecins yi léegi dem nañu ba àgg foo xamante ne vraiment ils le font avec beaucoup de dextérité comme ni ko professeur bi waxee ci biir élément bi étudiants yi surtout ñi nga xamante ne c'est des internes sax léegi daanaka pratiquement ñu ci bëri boo demee ci hôpitaux yi ñoom la ñuy bàyyi ñu def liggéey boobu noonu pour ñu mën a intérioriser bu baax li nga xam ne moom lañ jàng muy théorie bi pratique bi la plupart du temps bu ñu amee yenn cas yi nga xam ne duñ koy faral di am dañuy préférer bàyyi leen ñoom ñu def ko donc chirurgie daal je pense que ni réparation la rek réparation moom jarul ragal moom fii lañ ko fekk voilà alors c'est vrai que ni nga ko doon wax la dernière fois Karine muy ay mbir yi nga xamante ne bi de toutes les façons bilan pré-op dafa am c'est-à-dire que boo ñëwee ci hôpital bi dinañ def tout pour xool vraiment fan lañ lay jaar kañ lañ koy def rassembler lépp te loolu lépp lu tax ñu koy wax fu mu nekk nii parce que dañoo bëgg képp ku nga xamante ne bi am nga yenn jàngoro yi nga dem hôpital c'est vrai que nag tur bi rëy na hôpital moom rëy na bu ñu waxee opéré rëy na waaye nag am nañu ay nit ñu xarañ ñu nga xamante ne bi ñu ngi ci hôpitaux yi def liggéey bu rafet aussi man maa ngi def su may def reportage yi damay xoolaale damay xool bu baax xam ñi may waxal ndax kat aw ma fit boo xam ne damay dem di wax ak koo xam ne xamul sax li may wax bu ñëwee fii ñu laajati ma xam nga Mama Dieye dafa mën a laajte su ma ñëwee mu posé ma fa ay question du gis na loo may laaj xaaral ba ñu génn plateau waaw mais c'est pas compliqué xam nga yow doo docteur da nga dem si docteur yi ñu lay waxal léegi loolu laaj su nekkee xamuloo waaw ma dem laajte loolu tamit ci réponse la de dëgg la xamuma dëgg la bu ma dellu si waatee danaa la wax nga xam sax waaw dëgg la ma mun naa ko may permission non en fait c'est juste que dans l'élément dama gis am na fenn foo xamante ne dañuy def lu mel ni ay dessin waaw ay pointillés ma bëggoon la laaj ba xam nag dans certains cas bu ñu def chirurgie dañu dessiner fi nga xamante ne dagg bi noonu la war a ñëwee ba pare après ñu door a dagg xam nga loolu amul lu ko gën a wóor mu leer la ne ñii duñu def à peu près dañ koy dessiner gis nga même kuy def chirurgie esthétique sax dañ lay dessiner fi affaire bi alors xoolal non yow moom vraiment da nga aay quoi justement fa la bëgg ñëw parce que dinañ seetaan léegi chirurgie esthétique foofu lay ñëw
ci foofu la doon ñëw parce que il faut ñu voilà ñu délimiter fi nga xamante ne bi foofu la ñu war a exactement alors maman un mot par rapport ak lii parce que nag c'est vrai que c'est important xam nga lu tax dafa am ñu bëri ñu nga xamante ne bi seen doom yi am nañu végétation am nañu amygdale donc dañuy tardé dem yóbbu ñu opérer alors que actuellement médecine bi avancé na tu vois nañu naan daal lépp lu nga xamante ne nañ koy def nañ ko teg ci loxo yàlla parce que léeg-léeg bon dina am ay cas yu compliqué nañ ko teg ci loxo yàlla waa gi moo tax nag rubrique Karine bi am solo torop parce que xam nga bu yàgg ba bu benn affaire amee rek nit ñi dañuy jiitu sa ay nopp wax la yoo xamante ni xamuñu ci dara anesthésie boo gisee ñu bëri ragal ko loolu la te gis nga tey li ngay négliger parce que da nga ragal ëllëg moo la mën a jural loo xam ne dootoo ko mën a saafara donc mieux vaut que tey boo gisee benn affaire lu xaw a anormal ci sa yaram nga dem kër docteur dañ koo war a def comme marché bii ñuy dem di absolument parce que moom mooy defar sa yaram moom moo lay saafaraal lépp loo xamante ni jàngoro la kooku da nga ko war a sax ñemee li ñu war a ragal moom loolu waru ci bokk donc nañuy gën a dem ci médecin yi di xool hôpital neexu dañu léegi Karine on va terminer léegi nag li ma diggoon moom laay continuer def dañuy continuer di wax xam nga rek ñun dañoo baax ñun jigéen ñi dañu baax bonne fête à nous par avance dinaa continuer di wax ci suñu mbokk góor yi donc samedi prochain dinaa ñëw ci beneen xeetu feebar boo xamante ni góor yi lay jàpp samedi bi ci topp ma ñëwaat ci beneen xeetu anesthésie très très temps yi moom dama xarañ moom non xarañ nga parce que xam nga lu tax ña ngay seeti ñoo xarañ machallah encore une fois ñu ngi remercier parce que bindoon naa ko le docteur Abdou Kane Diop anesthésiste bu baax bu baax machallah machallah Karine ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax sànq maa ngi koy wax di gërëm ñi nga xamante ne bi saa su ne Karine dafay dem ci ñoom ñu koy indil ay xam-xam ñun tamit ñu jàpp ci xam-xam bi delloo ko ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yi di leen sant di leen gërëm nag di fàttali ne yéen a ngi suivre seen émission Tam Tam du samedi fii ci RTS 2 mbokk ñu ñëw ak yéen nag ci label 221 ànd ci ak suñu xarit Maymouna dafa ne daal dëgg la sànq ba léegi ñoo ngi koy wax c'est vrai que nag mois bi sunu mois la muy le mois de mars donc ñi ci sargal encore une fois képp ku nga xamante ne bi jigéen nga parce que nag maa ngi koy wax lu baax jigéen la lu rafet jigéen la waaye itam léeg-léeg lu xaw a doy waar tuuti day nekk jigéen waaye ba tey ñu jàpp ne c'est un être bu nga xamante ne bi saa su ne dañ ko war di ko sargal bu baax a baax suñu ay yaay ñu ngi nuyu yaay yi ñi nga xamante ne bi ñoo ñuy seetaan ak même ñi nga xam ne nekk ñu fi ci reportage bi nag dañuy ñëw ak benn femme bu nga xamante ne bi entrepreneur la muy Abi Sanata Diarra muy kenn ci ren du Pagne Tissé parce que nag ren yi mbokk yi bëri nañ et surtout que mois bi et toute l'année d'ailleurs nous sommes toutes des reines ñu dem dellusi. Sama premier modèle bi dama ko présenté dans le hall de la faculté des sciences en 1968 loolu yàgg na bon léegi nag depuis ma présenté ko 68 ci hall bi ñëpp nee na dafa rafet dafa baax moo ma joxe élan ma am courage di continuer di def quoi mais di ko def ndànk bon ñu ko defee ndànk ba 1970 ma commencé évoluer tuuti commencé def ay pochette ma commencé def pochette ma def commencé def ay porte-document ma continuer di def cosaan bi ma def ay série ay mbubu ak lépp di ndànk rek. sama spécialité mooy sac daam cartable de conférencier boo indi sa modèle sax ou bien mën naa la créer ay modèle nga defar ko ba mu baax. coton bi ci Sénégal bi la bi ñuy béy ci tool yi bon léegi parce que ak kii industrialisation pour ñu gaaw a liggéey léegi nag dañuy jënd ay wëñ bon
bu njëkk kii dañu am fi benn usine Caaroy foofu la ñu jëndee wëñ mais léegi usine bi dafa tëj bon depuis usine bi mu tëj ndax ñu commencé am problème kii fourniture mais ba tey dafa am benn waa ji moom que day indi fourniture yi dañuy jënd couleur bu nekk nga da ngay liggéey parce que dafay indi ay couleur bu baax dama koy liggéey quoi parce que gis nga boo tàmmee liggéey cosaan bi da ngay xam li ngay war a dugal ak li ngay bañ a dugal pour mu am qualité parce que lu ñuy def rek il faut que mu nekk qualité. li ma gis daal sunu xaalis bi di dem ci réewu tubaab bi métti na ma parce que ñun dañuy daanu seen dool dañuy def lépp pour ñu jëlee suñu indépendance comme dañuy jëlee suñu indépendance léegi nag il faut que ñu assumer ko di liggéey suñu bopp di def parce que suñu mbubu yi lu ñu am fii mun na balaa ngay dem jënd France nga jënd fii bon loolu laa am dama am vraiment nu ñu koy waxee dama am fit moo ma dugal ci fit moo na dugal ci liggéey bi. parce que léegi dañuy liggéey ak coton 100%. ku nekk da ngay war a liggéey bu jub boo jubee looy ñaan si yàlla di nga ko am loolu laa bëgg a wax xale yi ñëpp jigéen ñi ñëpp ku nekk wóolu sa bopp rek nga liggéey bañ a sonn doom yi bañ a somm góor ñi ku nekk nga am sa fayda liggéey nga motale sa jëkkër mbala nga motale sa doom yi loolu laa bëgg a wax jigéen ñi ñëpp jigéen Afrique yëpp jigéen Sénégal yëpp wasalaam. waaw mbokk yeeg xarit nag dañuy kontaan may vraiment ci madame Aby Sanata Diarra c'est vrai que nag wax dëgg yàlla la nga xamante ne bi mu ngi koy liggéey ci Pagne Tissé am na solo te nag la ma seen ni may dafa mel ni dafa am garantie aussi. waaw am na garantie moom mën nañ ko wax li ñu naan fait main. en général lépp loo xamante ne c'est fait main sax moom. boo xoolee mooy gën a cher. loo xamante ne maanaam xaw ma nan laa ko mën a waa industrie loo xamante ne waaw kii chaîne lañ ko defaree quoi à grande échelle. Aby Sanata Diarra nag sénégalaise la. mun nañ koo wax. wante dafa ñëw wàlliyaan si. africaine la daal waaw africaine la daal on peut dire waaw. elle a des origines maliennes. mu nekk fii ci Dakar nag booru Liberté 6 di def liggéey bu am solo ci Pagne Tissé. mois de mars sànq yaa ngi koy wax mooy weeru jigéen ñi. 8 mars bi nag ñu jël ko comme prétexte ma ne comme 8 mars bi dafay nekk ci biir semaine bi. nañu tànn benn jigéen boo xam ne entrepreneur la. ñu sargal ko ci biir tam-tam rawatina nag ci biir label 221. muy ay produits yu bëri yi muy def yoo xamante ne am na solo. lu ci mel ni sac à main. lu ci mel ni ay chemin de table. da koy def dina defar yi tamit ay yére. yemul ci loolu rek ay porte document maanaam bépp produit daal boo xamante ne utilitaire la. mun nañ ko def ci Pagne Tissé. et puis je pense que ni ça valait la peine ñu dem. xool li muy def indi ko wane ko. pour nit ñi xam ne te nag li ma ci neex may mooy dem nga ba ci ràbbkat yi ñu leen di wax tisserand gis nañ vraiment méthode yi nga xamante ne bi bàyyiwuñu ko boobu ba léegi moom la ñuy utiliser mu nekk lu nga xamante ne bi dafay jar léeg-léeg aussi ci tam-tam ñu koy woon xale yi parce que am na xale yu bëri yu nga xamante ne bi façon yi may vraiment ñoom duñ ko xam yaa xam comme ni nga ko waxee parce que ñoom li ñuy xam mooy produit fini bi rek sac bi wala porte document wala yére bu rafet boo xamante ne dinañ leen ko defal jox leen ko loolu tax j'ai tenu ma ne ko ñu dem ma xool sa matière première déjà bu ñëwee brut nan lay mel noo koy jotee ak tamit surtout ñu xool chaîne de production bi maanaam processus bi depuis ci coton bi witeen bi ak bu koy defal filer ko donc c'est toute une chaîne boo xamante ne loolu rek le fait que nga gis ko yaakaar naa ne sac bi bu ñu la waxoon ne 1000 € lay jar sax normalement war ngaa mën a casquer am ci ne serait-ce que benn parce que en général li ci ëpp nag ñoom day nekk ay produits yoo xam ne benn donc merci beaucoup pièce unique lay doon waaw bala ngaa daje keneen ku ko
ko yor de dina xaw a yàgg waaw dina xaw a alors yàgg Khady mu nekk yu nga xamante ne bi na ma ko gisee defe naa mën na nekk sax sur commande parce que bon dina la proposer ay paañ mais je pense que aussi soo ko waxee par exemple modèle bi laa bëgg wala lii yaakaar naa dina ko mën a def te mu nekk ku nga xamante ne bi yàgg na ci waaye boobu ba léegi tamit mu ngi ciy gëstu parce que may énuméré na sànq yu bëri yi nga xamante ne bi mu ngi koy def ak paañ tissé te gis nañ léegi dàll yi sax ñu ko ci def effectivement yaa xam kooku yi muy defar yàññ na trop man damay naan rek balaa ñuy wàlli yan ci biti nañ jël li ñu moom parce que lii moo dàq sax li nasaraan bi di defar absolument comme ni may waxee bu ñu la proposé ne la 1000 euros lay jar sax jar na nga jënd ko parce que nit ki yoon bi mu jaar yépp pour defar ko rek jar na ko et en plus da ngay jàppale tamit sa réew li muy def macha allah lépp rafet na te xalaat naa sax yow boo amee sa paañu bopp nga yóbbul ko dina la si tamit mën a defal li nga bëgg très très bien waaw maman dafa mel ni bleu bi nga sol sax xam naa ne soo demoon gis nañ fi sax benn sac bu bleu sac bi la lay jox tout simplement mu nekk daal vraiment label 221 nga xam ne saa su ne may def ciy ñëw ñu ciy kontaan parce que nag ay liggéey yu nga xamante mbir yu nga xamante ne bi suñu waa dëkk ñoom ñoo koy defar ñëpp mën cee jëriñoo waaye nag na fekk ñu jiitu ci xam nga nasaraan bi yaa xam buy defar benn affaire balaa mu ci soox Afrique day soox ñoom ba pare climat Europe ak climat fii nekkul benn bari na matière yoo xam ne soo ko jëndee foofu indi ko fii da ngay toog 1 an rek nga gis ko muy teppeeku wala muy yenn saak yi par exemple voilà c'est pas des sacs am hyper expérience exactement da ngay jënd saak lu cher dugal ko sa batan wala genre da ngay ñëw fekk ko rek muy xollee ko mel noo xam ne sa xol bi day jeex tàkk te ñun am nañ fi ay matières yoo xamante ne nii Afrique la buñ ko defaree suñu ay saak wala suñu ay dàll muy gën a mucc ayib waxuñu sax prix bi mais di nga ko mën a téelu yàgg donc moom moo gën a économique à la fin que beneen matière bi ngay jënd donc wàllu yaan bi daal war nañ ko mën a bàyyi te yem ci lu ñu alors Karine mu mel na que ñun wax dëgg yàlla RTS2 non seulement duppee nañ suñu émission tam-tam mu nekk lu ñu bokk mu nekk ci biir Afrique da ngay dawal ci label 221 tout simplement pour que li nga xamante ne ñoo ngi ko fiy defaree ñun ñu koy jënd saa su ne ñu ngi leen di won kon nag da leen jàpp bu baax a baax adresse yi parce que ñun fépp la ñuy ñëw ci label 221 même bang yi semaine dernière sax gisoon nga ko gis naa ko mais yaa xam man dama bëggoon attirer attention ci benn lenn loo xam ne j'espère que ñi may seetaan peut-être am na ñu ci concerné dafa am ñoo xam ne ñooy xaw a yàq turu Sénégal ak Afrique parce que lii boo ko xoolee da nga naan fii mën nañ fi lu bari loo xam ni 1000 euros yooyu ngay wax mën nañ ko def ci lu ñu moom mais dafa am ñoo xam ne catégorie boo xam ne dafa nekk ci loo xam ne amul finition amul qualité dañuy waxante dëgg te ñooñu ñooy yàqal ñëpp ñi ñoom parce que voilà dogguma la moom elle a même été certifiée donc mais may c'est-à-dire que ku mel nii man dama fa dem man dama fa dem loo xam ne gisal nañ ko non dama jënd man dama dem jënd voilà donc gis naa choisir naa xool naa donc j'ai vu que am na finition ba pare dafa am te am na mucc voilà mais man catégorie bi may waxal mooy ñoom ñooy yàqal ñëpp c'est-à-dire artisans yi ñuy wax nii dañuy jël ñëpp def leen dans la même catégorie alors que c'est pas ça donc na nit ñi góorgóorlu Mama Dieye Bango voilà nañu góorgóorlu def qualité si li ñuy defar nañu bàyyi di jël ay tissus yoo xamante ni baaxul tissus yi soit day dellu wala mu yëbb léegi nag bu ñu gisee kenn ku ko def keneen ki nekk à côté def lu baax sax ñoom ñaar ñëpp si benn pot ba lañ leen di dugal man ñooñu laa bëgg a waxal nañu jéem a xool noo xamante ni artisanat Sénégal dañ koy yëkkati teg ko ca kaw xam ne ñun qualité mën nañ ko finition mën nañ ko tout à fait alors may nag fii dafa am nu ñuy doxee tam-tam du truc nu mu tuddati du samedi c'est-à-dire que fii boo demee fenn am ay bagages man danga ma cee war a jox parce que moom Khady yooyu lay def keroog indi na fi fleur indi na bon ak yëpp léegi nag saak yi boo dematee soo ñëwaatul ak benn échantillon pour man patt lay def d'accord d'accord leçon su man bu may ñëw may mun a man bu may ñëw indi piqûre non loolu bokk non baax na non je t'en prie yow lu muy indi kan moom mais yow non yow sourire rek yow sasuma la ko en tout cas may on va terminer mu nekk li nga xamante ne bi vraiment kontaan nañ ci parce que doomu Afrique moo koy liggéey ñu fas yéene ko nag ñun di ko wone pour nit ñi di ko jënd parce que liggéey bi rafet na waaye nag lañ ca sopp mooy ñu jàppale waaw jàppale boobu nag peut-être foofu laay jeexalee mooy ñi nga xamante ne ñooy
les pouvoirs publics ak collectivités locales yi ak kilifa yi nga xamante ne daanaka ñooy njiit yi daal ñu dimbali leen jàppale leen ci matière première bi parce que wax na ko ci biir élément bi pour ñu am coton bu baax dafa yombul waaw dañuy obligé di ko jëligéey ci yeneen dëkk yi di ko indi Sénégal loolu nag mooy faral di indi produit fini bi muy cher donc nañ leen jàppale rek comme dañoo nekk ci yoon di defar dëkk bi di ko tabax ñu ñaan rek ñu dem ba nga xam ne week-end bi nii usine bi fi nekkoon daan ko fi def sax mu dundaat dekkiwaat ba nga xam ne ku ci mel ni ay ñoom madame Diarra yi dootuñu amati problème di dem di exporter coton. Très bien en tout cas di woo nag ñi nga xamante ne bi ñoo ngi safoo aussi émission Tam-Tam ne Label 221 façon bu ne lay indi bu ko defee yéen ñi nekk étranger tamit parce que Facebook beeg yëpp a ngi ci mën ngeen fa jaaree rek jàppale ñi nga xamante ne moom waaye Sénégal waaye am ci tamit lu rafet en tout cas may ñi ngi lay remercier ça a été un plaisir donc mbokki première équipe bi am na ñu nga xamante ne bi faaw nu dem may ñi ngi lay gërëm di la sant di la jox rendez-vous inchallah la semaine prochaine May. Merci beaucoup Yaxam ma sant la gërëm la bu baax a baax ça a été un plaisir partager plateau bi ak yéen remercier téléspectateurs yi di remercier également kenn koo xamante ne ku sori ci man la muy sama jëkkër Astou Lay Diop sama jëkkër Astou Lay Diop la tudd non moo tax madame Faye voilà donc maa ngi koy remercier bu baax di ko nuyu au passage moom ak yaayam Tata Ndeye Ndiaye jëkkër la ko waaw si naka si naka maanaam jëkkër boo ne jëkkër mooy ki jom suudu ñun jom suudu la ñuy wax I don't know lan mooy jom suudu neen I don't know lan mooy jom suudu jom suudu mooy borom néeg bi ki ñu may néeg maanaam njëkke waaw ok waaw d'accord waaw kon tey borom néeg bi lay remercier d'accord en tout cas May ñu ngi lay remercier plaisir de te retrouver la semaine prochaine inchallah di sant di gërëm bu baax a baax la Saint-Louisienne merci Khady Didi merci la nga ñuy indil am na solo kon nag ñuy góorgóorlu ci vraiment ci xale yi njaboot yi daal nañ góorgóorlu daal waa di protéger xale yi waaw nañ góorgóorlu daal di leen protéger man loolu rek laa xam man xale yi sama xarit lañ waaw donc il faut ñu leen di protéger yaa xam maa ngi lay remercier di remercier ñi ma bokkaloon plateau bi di naan téléspectateur au RTS2 ba samedi ma indi leen bon plan inchallah merci beaucoup toujours un plaisir Khady de te recevoir parce que nag yow da ngay indaale ay yóbbal te yóbbal dafa am solo lool machallah ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax maman Dieye maman tey daal vraiment nañuy góorgóorlu ci wax dëgg bi ci biir couple yi parce que nag dana am mbir yu bëri yu nga xamante ne da koy arrangé maman merci beaucoup waaw nañu xam ne rek dëgg moom mooy mujj donc nañ ko njëkkee exactement ma remercier téléspectateurs yi remercier ñi nga xamante aussi ñoom ñoo jàpp ci suñuy combat ku ci mel ne Fatou Sané borom esprit chic moom numéro téléphone am 77 la 653 79 26 ñëpp xam nañ ko mooy def greffage yu machallah yi teinte yi ak make-up bi donc sama sœur la maa ngi koy remercier bu baax a baax merci beaucoup aussi itam di la remercier yow bu baax yow tamit maa ngi lay remercier plaisir de te retrouver inchallah la semaine prochaine mbokk yi ma dem régie dellu si waat recevoir nag beneen équipe bi ak ay surprise waaw dañuy kontaan nag mbokk yi desandi ak suñu xarit Karine parce que tellement dañ ko bëgg ko dañ ko ne Karine tey moom da ngay toog ba vraiment émission bi jeex tàkk bu ko defee nag may recevoir vraiment sama Valentin macha allah ku amul Valentin bu def ñetti abdu tey ci samedi ji amuloo dara ba pare nag daal di ci teg koppati bi nga xamante ne bi neex na ma te nag xam nga lu neex ci Afrique mooy nañuy wagee wan ma nañuy wagee kii grand boubou bi na nga ko wagee wallaay ndeysaan macha allah ay waay maa ngi lay nuyu Malcolm dina dalal jàmm kontaan naa ba pare nag aw ma lu dul sama ay feuilles te nag xam nga loolu dafa bokk suñu culture lalal naa la waaw lalal naa la sama conducteur kon chéri mon amour maa la lalli lii wallaay ndeysaan di laali sénégalais yi nga xam ne xam naa ne fu mu toll nii lalal nañu wallaay dëgg la di laalil Karine waaw di laalil Aïcha di laalil suñu caméraman yi ak ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi donc occasion la ñun dañoo bëgg franchement chaque samedi muy ànd ak humour bu bëri ñi ñuy seetaan Tam-Tam dañu bëgg chaque samedi ñoo am ay voilà relax rubrique bu neex dañoo bëgg sax añ bi njaayee ne jóobee ni nga xam ne dañoo bëgg lekk bu bëri bu ñuy añ di ñu seetaan ñuy coroxaan ngeen baal ñu donc loolu moo nekk nuyoo tey bi en tout cas ñu ngi sant et saa su ne dañuy kontaan di la recevoir waaye nag da nga ma sañseel Karine sañsel ma ñoom Khady Didi sañsel ma vraiment May sañsel ma ñëpp sañsel ma mais ki nga xam ne yaa ngi den ak moom muy Aïcha oh sañse bi Aïcha macha allah fa mu rose xam fa mu rouge oui waaw du yaa ngi wax ne sa Valentin waaw man sama boss mu ngi continuer maa ngi doog a naan nu mu demee léegi Valentin mais c'est que xam nga nekk ci jàmm mais vraiment tooñuñu kenn non y a pas de problème est-ce que nee naa la samedi y a deux samedis quand on t'envoie faut savoir t'envoyer
noo koy traduire ci wolof sax encore dama fàtte. suñ lay yónni. waaw da nga xam sa yónnent ni mun demee. tout est inventé. C'est bien quand même. C'est quelque chose. J'avance. Très bien. Good. Aïcha nuyul boobu. waaw c'est que en fait c'est commencé. maa ngi nuyu téléspectateur u RTS2 yi. waaw di nuyu Karim. waaw sa muso bi rafet na. wallaay ndeysaan. di la nuyu yow. waaw yaa xam. nuyu Malcolm. nuyu ñëpp. waaw très très bien alors Aïcha ci yow lay démarrer parce que Malcolm moom xam naa ne dinañ ñëw ak moom ba ca kanamee waaye Aïcha affairage tey lan la ñuy njëkkee affairage. United States of America. USA. yeah lu fa xewati. Kim Kardashian. waaw Kim c'est quelque chose de. waaw c'est quelque chose kay Kim lan la defati. Kim nee na. waaw Kim dafa. Pregnant. non. she's not not pregnant. Okay. Again. Kii Chloé. maa ngi jaxase Kim ak Chloé. c'est même kakaraw. c'est Chloé. voilà. waaw bi leer na. gis nga. waaw bii moom leer na. Chloé. waaw dafa wan la lor. waaw ku doon wax parce que en fait elle avait des problèmes ah. ouais elle avait des problèmes mais li neex du loolu de. waaw et la grossesse c'est presque à terme donc léegi ñu def baby shower bi. baby shower yeah. C'est quoi baby shower? Toi tu connais baby shower? Moi xam naa le baby shower. Toi si tu connais tout on peut pas te demander que je t'ai calé. waaw léegi baby shower bi est-ce que dafa am lu fay war a xew wala lu spécial. Bien sûr. ah nee na moom en tout cas nee na du wax le sexe du bébé. waaw kenn du ko xam. waaw mais li neex loolu nee na bés buy dem ci table bi. waaw di def liggéey boobu noonu. day lekk placenta bi. non ça bon. Bon écoute je veux dire man xoolal yooyu moom pare naa si ta wax naa kii. Vous savez quoi affaire c'est ça. Comment ces informations là toi tu les as pas. Est-ce que c'est vérité? Donc toi tu me regardes pour venir m'asseoir devant les téléspectateurs de la RTS2 là j'ai pas dit la vérité. yaa xam wax ak sa chroniqueuse bi. Kani ne me fais pas regretter ma bàyyi la sa plateau bi. Je me tais. Ok deuxième en tout cas daal c'est à vérifier on attend dans Inch'Allah dans un mois su fekkee pare na liggéey bi ñu xam ndax lekk na ko lekk ko pare na su amee doom daal. waaw mooy pare na liggéey bi. comme on dit au Sénégal table bi dafa saf. waaw table bi dafa saf. liggéey bi léegi Aïcha ñu pare fële ca ak Chloé Kardashian. léegi ñu dem fan. France. d'accord France. ok. xam nga le 6 décembre 2017 ndeysaan Johnny Hallyday. waaw dafa génn àdduna. a fait héritage. déjà doon bi. lu fa xew ci héritage bi. en tout cas David. waaw ak Laura. waaw ñooy taaw ñooñu. waaw mooy ki Sylvie Diour ak keneen ki Nathalie Baye. waaw. Elle connaît tout hein. Ma chérie. Quand ce qu'il a dit mercredi dernier là c'est ça tu as des secrets. ñoom daal dañuy contester héritage bi. waaw parce que dem na jox leen dara génn na àdduna. kenn xamul xaalis fu mu dugg. man dama déggoon ñu nekk xale yi en fait ñi nga xam ne juru leen ce sont pas ses enfants biologiques. waaw man ñi mu adopté ñoom lañ jox héritage bi yëpp. waaw léegi ñoom ñaar ñi ne du pourquoi. parce que nous aussi on doit manger dans l'argent. affaire d'héritage c'est comme ça. donc en tout cas nag xam nga yoon lañ koy yóbbu maintenant yoon dina. 15 mars daal dañuy délibéré waaw. ci yàlla. très bien léegi beneen troisième affairage. Espagne. yow bëgg nga Occident de. mais maa ngi ñëw ci surprise bi affairage fii. ah d'accord toi aussi. quand même. ok Shakira. waaw dafa amel fiscu Espagne xaalis bu bëre. aywa toi tu t'en vas dans un autre pays tu dis pas que tu t'en vas. 2011 ba 2014 toog Bahamas. war a fay ay impôts. léegi état bi nee na da ngay fay. ba am na lu mu ko fayee. Shakira rek. bon 20 millions daal la joxe. comment on dit 20 millions. 20 millions ñaar fukki millions. ñaar fukki millions la jox état. yow 20 ngay laajte nag lañ koy waxee ci wàllu. non moo tax man sax mën naa ko. Aïcha 20 ngay laajte. mais xam nga chaque fois dama leen di wax ne à connaît pas à demander. et puis c'est tout. mais c'est ce que j'ai fait vous avez répondu. ñaar fukk. voilà donc fay na ko daal. fay na ko waaw fay na ko de toute façon elle n'a pas le choix. nga bañ nga. waa dëkk yooyu moom affaire impôt moom ci pay l'impôt moom da nga koy fay. ah c'est bien tu dis l'impôt maire yi noonu la ñuy wax l'impôt. dama dem marché Kermel. dëgg la waaw ñu jàngal ma. waaw il faut avancer dans la vie. tout à fait. mais delluwaat France. d'accord. lu fa xewat du seen affairage de la mort. maire yi benn maire yi boo xam ne Alpes-Maritimes la nekk. waaw nee na ñaari nit du ñu sëy quand il y a 45 ans de différence d'âge.
45 ans bëri na tamit de. waaw tamit bëri na nag bëri na de 45 ans moom bëri na moom. yaa xool alliance yi rek différence bi 45 bëri na 45 bëri na nag bëri na. xanaa alliance yi 45 ans nañu magante. en tout cas daal Déborah. gal bi loolu la tudd. ak Jean-Claude dañuy dem ba ci mairie xool leen ni ñoom ñaar il dit demande à Déborah, toi tu es sûr que tu as épousé le gars qui a 80 ans là? Non, non, moom dafa amourante quoi. waaw. 45 ans de différence. Oui, de mariage bi. Non non, dañ ko yóbbu police. yóbbu ko ci juge bi laajte ko poser ay questions. Même des questions intimes. Parce qu'on ne se marie pas comme ça. Ah oui. Non 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 non. Ça c'est bien. Je suis dans Goumet. J'ai mal. man des fois ni muy waxee sax dama comprendre mais bon man dama koy gëm. sama xol bi non feesul dafa vide. xol bu vide. yaa Maou Idriss Elba. Mon amour, ma plaisir. Il s'est fiancé. Il s'est fiancé. Léegi na la may problème. Voilà. Aïcha, je comprends ta douleur. Ah mais voilà. Ah ouais. Yes. Ah oui. Je comprends. Elle est pas mal non plus. Mais c'est un mannequin. Oui, mais lui, Voilà. Qui góor. Garçon. Pile. Idriss est parti. D'accord. C'est fiançage. Fiançage. Dans le cinéma. C'est ça. Je fais des projections film à Londres. Mais il ne peut pas m'attendre. Hein? Mais moi, je suis rubricaire. Franchement, de toute façon, c'est son 3e mariage. De toute façon, je suis là. J'attends. C'est son 3e. Bonne chance. Mais Karine, tu as quel problème avec toi? Je t'ai fait quoi? Mais bonne chance. Tu pries pour moi. Bu baax nit ki nag li mu bëgg rek nañ ko ci jàppale am tout cas daal comme dama sama xol dafa vide. Moo tax j'ai pas monté la vidéo. Xol bu vide, moi j'ai rien compris. Anyway, xam nga xol dafa jeex. Ça signifie quoi en français? Le cœur est fini. jeex mooy daal. Aïcha, vas-y. Avant-dernier affairage. Équipe France 2, moo ñëw ba suñu dëkk intéressé wu à un groupe que j'aime beaucoup, Moleta Keifa. Avec Ma Keita que je salue d'ailleurs, voilà, c'est une toute petite sœur. Et vraiment, oui. loolu moom ça dafa won ni Sénégal daal. C'est bien. Voilà, non, ils sont allés loin. Donc France 2 dafa ñëw benn samedi diffusé ko. Donc j'ai montré un petit extrait. Alors dafa mel ni nag Aïcha mooy ci image yi nga xamante ne ñu ngi leen di gis muy un groupe que j'apprécie beaucoup sànq maa ngi koy wax di faire un coucou à notre petite sœur Ma et puis à tout le groupe donc des frères yu nga xamante ne bi vraiment ñu ngi def j'aime bien leur musique. Non seulement dafa neex mais en plus de ça am nañu particularité parce que c'est quand même une famille. Et c'est une famille, ouais. Voilà. Et c'est la seule fille. C'est la seule fille. Voilà. Et ça fait quand même longtemps ñuy ànd di def ay musique yu neex. Donc France 2 ñëw intéressé ci le groupe Takeifa. Et tu vois elle est tellement protégée par ses frères. Don't touch. Non, mais c'est bien, ça prouve que bon, côté international, nous allons les suivre. Non, bon, seulement ça. C'est quand même une grande télévision, France 2. Tout à fait, oui. Nous avons vraiment de les suivre, une ouverture pour eux. Tout à fait. Parce que ce genre de télévision, quand même, je pense que tu vois, à l'international, c'est très bien. Ouais, voilà, c'était mon avant-dernier affairage. Très très bien. Donc, dernier affairage, quand est-ce que surprise, oui. Ah d'accord, ok. Alors mbokk yi nag dañuy kontaan saa su ne ci Aïcha parce que xam nañ ne vraiment ñu bëri dañuy toog di seetaan suñu xarit Aïcha mu ñuy indil daal vraiment comme ni ma ko duppee rek affairage. Alors suñu xarit Malcolm gis ngeen nag sama Valentin bi tey nu mu ma sañsalee Malcolm nag saa su ne da ngay ñëw ci ay c'est pas sañse aussi. Depuis là tu parles de Valentin et moi. Man wax naa sañse nga de wax naa ne sañse nga de mais yow en fait man je connais pas ton Valentin donc si je le connais Malcolm saa su ne ngay ñëw ak ñun ci ay surprise ñu ciy kontaan nag parce que wax dëgg yàlla boo indee rek ñu ne gongo waaw tey may ma dem régie ci demal ñu dem régie dellu si waaw Malcolm sànq dagg naa la tuuti waaye c'est parce que il fallait que ñu annoncer ne que ñu ngi ñëw ci Malcolm ak invité surprise Malcolm tey dafa bokk ci bis yi nga xamante ne si dootuñ ko fàtte tey tam-tam
waaw ndax surprise bi ñu indi dafa mat surprise. te tey dama bëgg tey ñu delluwaat cosaan def suñu question pour un champion defe naa noonu la ñu tëjee woon année bi. waaw question pour un champion ku ci nekk mën na yëkkati loxo wax kan la ki njëkk a wax am na cadeau bu rëy. maa ko offrir dîner boo xamante ne si lu mu bëgg dama ko koy fayal. mais tey man parce que man en fait des dîners avec lui j'en ai tout le temps te moom naa leen ko bàyyee. nga bàyyi ko ñaari alors yéen ñi si tam ci ngeen bokk. ki ma invité tey. bokk na ci artistes yoo xamante ne si artiste de qualité lañ Sénégal. ki ñu invité tey. bokk nañ ci ñi nga xamante ne si képp ku naan ku lu Baye Fall Sénégal. bokk nga ci ñi koy déglu. kan la ki ñu invité tey. yéen ba léegi de ki ñu invité tey turam mu ngi commencé c'est comme un cœur. ki ñu invité tey gaynde la ci Zahir gaynde la ci baatin. ki ñu invité tey. artiste la boo xamante ne si gaynde dans ce studio. si gaynde la. gaynde dëgg ndax gaynde mooy ki nga xamante ne si bokkul ci nitu nu mu tudd sax qualité yi quantité rek lay wër. bës bi anamu. acca waaw peep acca Karim kan Carlou D. monsieur Dame tey ki ñu invité kon moo nekk Carlou D tey ñu war ko recevoir Carlou D la c'est suñu plateau donc Carlou D mu ngi nii ñu tàcc ko parce que dafa bokk ci samay artiste sama yaay kii mooy artiste am ndeysaan kii mooy Carlou D ndax artiste la boo xamante ne si xam nga dimension yu bokk laataa ma koy jox kàddu mu nuyu bala ngaa xam Carlou D caméra yi fay lumière bi ñu fay ko boo jàkkaarloo week moom ci bët di nga xam kuy Carlou D waaw léegi nag nuyoo boobu ngay wax man dama bëgg mu ñëwee neneen ci nuyoo parce que comme yow guitare ak woy laa bëgg nga nuyoo tey téléspectateur RTS 2 di fàttali nag ne suñu invité surprise tey c'est l'artiste Carlou D. mbëggeel du leen lu dul reetaan mbëggeel du leen lu dul reetaan su guddi gi xaaje nga xool ci kaw asamaan nga xam ne am na ku la bëgg kuy xool ndoog yow biddew yi leer leeloo sa xol feex sa xol neex nga daal di kontaan. waaw. mais surtout nag xam nga fi mu ko woyee dafa doy waar tey weekend la. non weekend la Carlou. yow yaa ma inspiré parce que maa ngi dégg Valentin sànq léegi. waaw. en tout cas Carlou ñu ngi kontaan. vraiment di la dalalaat encore muy plateau boo miin plateau Tam Tam RTS 2 saa su ne c'est un plaisir ba nag tey nga defal ñu beneen encore plaisir mooy nga ñëw instrument bi nga xamante ne moom ngay faral di jouer muy guitare RTS 2 mi ngi lay dalal jàmm. maa ngi sant bu baax di kontaan miin naa ko. waaw honnêtement. et c'est toujours un plaisir bu may ñëw fii. très partagé sincèrement. très très bien. ma bàyyi la ak sa invité. ayca tey j'aimerais bien que ñu waxtaan ci Carlou D. mais ci mélodie. pas ci Carlou D ku ci nekk dañ naan lu mu tudd Carlou D. fu mu dem xam nañ ñu bëri fu mu dem. dina ñëw tuuti ci ay questions concert yi nga xam ne joué nga ko bitim réew ci lu yàggul dara mais Carlou D dafa am benn dimension artistique boo xamante ne si dañ koy remarquer chaque jour ci yow maanaam laataa ngay joué. da nga am benn concentration. loolu c'est juste que boo yéegee mu yóbbu la ci benn dimension bu sori c'est-à-dire tu parviens à jouer. loo xamante ne si da nga koy yokk ci ses sons. wala juste ce tic là c'est juste benn style boo xamante ne si vous avez l'habitude de le faire. waaw man honnêtement concert yi moo yi gën a dal. su ma ko mënee tuddee noonu. c'est avant la scène tout le temps. concert yi c'est sama exécution. avant la scène c'est toujours avant la scène. quand je suis seul moom. non là tu n'es pas seul mais defal comme si da nga seul. c'est ça le problème. xam nga xoolal dafa am loo xam ne dama koy sàcc. wax ko nit ñi. artiste boo bëggee xam dimension am. Karine da nga koy fekk fu amul nit. nga xool ni muy yégalee boppam. xam nga sànq ñu ngi doon mu ngi nekkoon ci coulisses yi. am na sa benn xarit bu la téye di filmer. bi nga gisee mu ngi lay filmer dafa mel ni automatiquement da nga taxaw. mélodie bi changé. alors lu tax nga c'est-à-dire sensation boobu. laa bëggoon nga expliquer c'est-à-dire d'où vient. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ba nga xamante ne bii t'as besoin d'être Carlou D avec ton ami ton instrument. bon sensation yoo mënul expliquer la malheureusement. ok souvent day am da ngay nekk en parfaite
connexion ak li lay inspiré. Du coup su ma ñoom xam nañ ko si man suñ ma bëggee filmer dañuy laaxatu wala nga ne ma booy woyal soo ma nee woyal du mooy damay bloqué. Wow. Ok, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. Alors, damay jox kàddu gi Aïcha. Waaw. Aïcha. Waaw Aïcha jox naa la kàddu gi. ma jël naa kàddu bi. Waaw. man damay affairage Carlou. Ah, yow ñu am suñu invité. Ouais, mais yow ko affairage. dama koy affairage. Ah, dem c'est que j'ai entendu. Ah, ayé. Ba jàmm la. Sur Carlou. Jàmm la. Ah, waaw. Xam nga Carlou. Waaw. Ak Idriss Elba c'est même clic là. Ah, c'est même clic. Même clic. Aïcha yaa ngi làkk wolof de. Moom daal. Waaw. dañ ne Carlou dit. Vous êtes mariés? Don't touch that. Donc ni xalaat ne oui Carlou est il n'est pas célibataire. Il dit ça sur le plateau de aujourd'hui. Don't touch. Donc comme Idriss Elba, les Carlou dit, c'est des gens on touche pas malheureusement. Mon corps est vide. Donc c'est l'information là que tu donnes. Foofu nga yem. Non, c'est tu dis xam nga nit tamit da nga war a xam sa place. Je te dis quand t'envoies faut savoir t'envoyer. Waaw. Dañ ma ni naa def affairage Carlou D. Waaw. Affairage bi mooy Carlou D. Comme Idriss Elba. D'accord. Comment c'est un artiste de renommée. Oui. ñëpp xam nañ ko. Dafa discréter vie privée. Donc c'est quelqu'un qu'on peut pas approcher. D'accord. Et ça fait pas mal. Oui, quoi même. Malcolm. Alors Carlou, dernièrement am na ay concerts yoo xam ne def nga ko bitim réew. Est-ce que mën nañ ci am tuuti kàddu yoo xamante ne si parce que bokk na ci li nga xam ne gën na la neex parce que du Carlou D mais da nga représenter Afrique da nga représenter Sénégal. Bëggoon nañ ko wax ñu ci tuuti. waaw spectacle bi ñu mujj def sur l'international ñu ngi ko defee Bruxelles. Il y a 2 semaines je pense. Ok. dañu demoon représenter album Lion D bi génn bi ñu présenté woon il y a pas exactement. Donc je pense que annoncé woon nañ date bi. Oui. Donc def nañu. Et d'ailleurs on devait partir avec toi d'ailleurs. Non bon mais gisuma leen. Mais beneen yoon. waaw beneen yoon sûr. Donc ça s'est super bien passé. Sénégalais yi li ma gën a neex Sénégalais yi ñëw nañu. D'habitude tubaab bi ngay gis ñu ñëw souvent. Mais maintenant Sénégalais ñuy commencé. ñëw parce que voilà. Très bien. Est-ce que dama bëggoon ñu dem xool benn extrait concert. Après ñu dellu si waat mbokk yi mën a continuer nag sunu waxtaan bu yaatu avec l'artiste Carlou D muy invité surprise Tam Tam. L'impression des gens. Non, ça va. waaw mbokk yi nag mu doon concert te sànq ñoo ngi koy wax yaa ngi wax laay dëgg la loolu moom dañuy confirmer ne bu nekkee ci waaw bu nekkee ci show bi laayeen la te xam nga laayeen sax day am crinière te yàlla def na nag macha allah am na rasta yi waaw xam nga par exemple artiste bu fekkee note bi dafa jóge ci sentiment bi ci sentiment rek lay delloo c'est-à-dire note bi bu jógee bu gëmee mu jóge ci xol bi bu ko woyee que mu nekk Karine wala ñun ñuy toog automatiquement ci xol lay dem mais Carlou bu fekkee nit ku am bët bu artistique dina xool ni Sam Fall ni muy demee kuréelu cant ni muy demee moom nga jël fësalaat ko mais nga moderniser ko ak i guitare ak yi demee noonu ndax li may wax noonu la wal du noonu waaw loolu moo def concept loolu mooy concept Carlou honnêtement c'est-à-dire milieu bi ñu juddoo ak suñu gëm-gëm la ñu jël def boole suñu musique pour servir suñu génération non seulement entertainment
mais aussi spirituel. mu bañ a nekk rek damay def musique pour def musique mais mu jariñ. loolu mooy suñu challenge. alors peut-être ñu ñëw tuuti ci Bruxelles bi comment est-ce que yaa ngi wax ne que ça s'est bien passé mais public bi naka la accueillir vraiment li nga xamante ne bi Carlou D ñëw leen ko présenter fësal vraiment li nga xamante ne mooy sa culture. waaw loolu dafa ma bett déjà présence au Sénégalais encore une fois. et souvent dañuy am problème mu situer Carlou fu mu nekk parce que dañu nekk di servir deux publics différents. c'est-à-dire bu dee jouer musique. souvent Sénégalais bi du gaaw a accroché. on s'en est rendu compte ñu ne bon nañu dugg ci grand public bi c'est-à-dire dugg ci mbalax bi quoi. xool ce que ça va donner. ça a marché. ndeke mbëggeel ñëpp ko bëgg. franchement. ndeke mbëggeel ni la neexee. et je pense que loolu moo tax Sénégalais yi ñëw parce que dañu bëgg ñëw baal fecc mbalax quoi. mais première partie bi dama jouer musique genre blues afro sahel. may ñu ci tuuti ci première partie. waaw may ñu ci première partie. genre musique bi ils sont pas souvent dañuy xam sax nga gaaw pare. beneen bi nag ñëwal ci beneen bi mais boo ñëwee ci like ndeke mbëggeel ni la neexee ndeke mbëggeel ni la neexee tu vois c'est automatique. Voilà. donc du coup boo bëggee satisfaire. waaw mais foog nga daggee nag dafa doy waar ndeke mbëggeel ni la neexee. waaw boo bëggee doole ndeke mbëggeel ni la neexee. waaw. ndeke mbëggeel ni la neexee. waaw waay. ndeke mbëggeel ni la neexee. dëgg ndeke mbëggeel ni la neexee. lépp maali maram doy. man maalu way ku jàpp jàndoo xale ji yaa baax ci man. salaam salaam. yaa may jàmm ak salaam. waaw donc foog nga satisfaire ñaar yooyu yëpp. li ma gën a marqué dañ dem ba ñëw. benn nasaraan ut suñu numéro. mais décortiquer concept bi yëpp. très bien. ne que moom il sait très bien que j'ai un souci. le souci mooy. de satisfaire les deux. mooy Carlou a un public jeune derrière lui. mais ñi ko gën a mën a consommer. mag yi la. donc jëlal le temps de grandir avec ta musique. qu'il est moom il est patient. ça m'a touché. Jëlal le temps de grandir, c'est profond hein. C'est profond, c'est deep. Ouais, très profond. fu mu toll nii moom bëggoon naa même Karine ak yéen tamit ma bàyyi leen tuuti ngeen jël as tuut ci suñu invité lu ngeen ko mën a poser même des questions yoo xamante ni xam lu gën a neex tam-tam yeneen télé yi man mën naa ne suñu télé dàq yëpp plateau samedi tam-tam a ci dàq te ñun on a l'habitude de poser des questions wala di am ay secrets yoo xam ne ñeneen duñ ko am et puis nag la prochaine fois booy ñëw na ngay indi benn livre d'or parce qu'on reçoit pas mal d'artistes et ce serait bien que qu'ils puissent s'exprimer bu ko defee ñu bàyyi ko fii RTS2 Karine une question pour Carlou D. Oui bien sûr j'en ai beaucoup mais doucement. Aïwa. J'étais tellement pressée qu'on me donne la parole. Oui. Merci. Je t'en prie. Vas-y. Bon, Carlou, en fait, man, j'aime bien ça l'oxy. Ah, c'est moi, je suis passée par là. Alors que depuis tout à l'heure, on lui dit que c'est joli. Oh, mais franchement. Machallah. Il a éradiqué affairage. Machallah. Ouais, mais quand même, un compliment venant de Carlou D. Mais laissez-moi m'exprimer là. Oui, non, c'est bon, tu peux. En fait, j'ai le cœur pas vide, mais plein. Plein, ouais. Bonne réponse. Alors, comme je disais, man dama bëgg a wëy mais mënuma wëy xam nga loolu day am. Oui. dama bëgg a wëy man depuis bi ma amee 12 ans maa ngi choral. waaw defal naa léegi dama bëggoon li nga wax dafa am importance defe naa ne dina baax ci plateau bi. comme léegi Carlou moom woyam leer na léegi yow da ngay woy après Aïcha woy. aywa on va essayer. waaw Aïcha Carlou accompagné la naka la ko waxee daf lay accompagner tuuti mu bàyyi la nga continuer. dama le ridicule tue. waa léegi Carlou Aïcha nekkee mbëggal ni la neexee. en fait woy bi mënuma ko. waaw wax nañ woy dara je vais perdre des points parce que je connais pas la chanson. Carlou Aïcha. c'est pas grave Carlou. Carlou Aïcha joxal rythme. ñun ñu wàcc tam-tam. ñii sama gàcce lañ fi bëgg. déjà Aïcha Karine. Karine. Karine Aïcha. lépp maali maram doy man maa la wax bu jàpp jàndoo faale ji
yaa baax ci man salaam salaam yéen may jàmm ak salaam ay ca kon yow maa la way sama chéri koko borom kii fi man maa la way mënuma mbalax damay jéem man maa la way ñi seetam tam bég nañ ci yéen maa leen way yaa xam ni sama chéri koko ay karit ni sama waajaa ngi ay Carlou D Lion D Aïcha ngi ni Aïcha maa sange ginnaaw caméra man ko mi jàpp doo faale ji roj de git daa tey yow way nga way bi yëpp quand même c'est bien c'est que man comprendre ne man dama doon xaar mu arrêté couplet bi pour ma wéy refrain waaye pas compris jàmm ak salaam jeex na wéy bi jeex na ay yaa xam sama sutura bi nga fi bëggoon këpp yow posé guma sama question di yow tamit Aïcha lâche-moi vas-y donc je disais je me répète elle est pédagogique la répétition dama bëgg wéy mais mënuma wéy Carlou D yow ku la xool ku jàng musique xam wéy dina xam ne non seulement li ngay wéy ci biir la jógee li nga wax c'est vrai lu jógee ci xol dem ci xol absolument mais que en plus da nga maîtriser li ngay def que ce soit l'instrument ou la voix man tey ban l'instrument la voix et moi j'ajoute la danse nga ni ma oui mbaa balaa ñu dem dina fi gis ay poy why not bon on le fera tous ensemble hein, de toute façon c'est vrai eh bien, attention moi je suis attachée ici hein, avec des défis mais man ban conseil nga may jox par exemple je dirais à mon âge parce que des fois dañu naan nga teel ko commencer. Non mais attends, t'es sérieuse là? Je suis très sérieuse. Laissez-moi poser ma question. Depuis là. J'ai l'occasion au moins, laissez-moi avoir ma réponse. Depuis là. tey ban conseil nga may jox pour ma mun a nekk ci yoonu wëy bu baax. waaw bon man. wëy comme yow quoi à peu près. concept bi ma mës a am si wëy. kenn du ko jàng c'est pas possible. C'est un don. C'est un don. Ah, ok. Da ngay perfectionner. Da ngay perfectionner. Donc je ne l'ai pas. Right. Non, ça veut pas dire que yoruloo ko non parce que dégg ma la nga wëy xaw ma mën nga ou pas. Exactement. Mais su fekkee yëg nga. Mais man mën naa de. boo yëgee ne mën nga. Si man mën naa. te bëgg nga def. Après tu t'entraînes. C'est tout. Da ngay gis nga am coach. du coach du football kese. Ah. Même musique dafa y a am le coach. coach. Ah ouais. Oui, femme coach, effectivement. D'accord. Oui, Aïcha. Alors, même depuis tout à l'heure, Mangui déclou Carlou. Oui. Et je trouve qu'il a un timbre de voix très posé. Et est-ce que, naturellement, est-ce qu'il est calme de nature ou alors c'est parce qu'il est devant une caméra? Parce que moi, il y a un concert, de toute façon, tu danses là-bas, de toute façon, tu parles ici, là, c'est pas la même chose. Non. Allez, expliquez-moi le phénomène, Bob. Là, je fais beaucoup d'efforts, honnêtement, pour être honnête. Si moi, je suis sur scène. Je comprends. Pouf, c'est autre chose. C'est autre chose. Je comprends. Je peux le comprendre. Voilà. Je peux le comprendre. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'expriment. Okay. Et c'est ça, c'est les artistes. Une autre forme d'expression. Non, ça, c'est les artistes. Ils arrivent à s'exprimer, que ce n'est que dans leur scène. domaine, quoi. Voilà. Et ça, je pense qu'on le voit et on le comprend. Il y a des personnes comme ça. Alors, Malcolm. Oui. Alors, tout à l'heure, je suis est-ce que par exemple pour def ay duo, mais pas Sénégal kese hein parce que Sénégal gis nañu niveau bi nga fi am mais xam dañu bëgg tey ñu gis tey benn Carlou D bu dem tey bitim réew indaale fa koo xamante ni si artiste bu mag la why not ak possible parce que c'est musique dafa internationale yaa ngi ci tànk yooyu wala mat na ba pare dag ñu ko xaw a doon nëbb bon ça dépend ban level artiste bu mag bi mais je pense que def naa ko ba pare suma album A New Day indi nañ fi Eagle Eye Cherry il est mondial, oui. Il est planétaire. Oui, c'est clair. Donc, peut-être que nous avons notre génération, maybe. Oui. Dans le futur, c'est possible, pourquoi pas. Ah, est-ce que nous di ko waaj xam nga ñun loolu moo neex ci tam-tam ñu dañuy bëgg am exclusivité. wax ñu rek. honnêtement wax ñu rek dimbali ñu rek sarax ñu rek. non honnêtement lu sama instant bi album. de sa priorité quoi. non. lan mooy sa priorité. sama priorité musique bi may am problème mu. Pas imposer ko mais ma génn def ko ci partager ko ak yeneen artiste d'accord alors on va parce que guitare bi nag wax dëgg yàlla bu fi nekkee dafa war a servir dara da ngay ñëwaat ak ñun ci parce que tey la samedi en fait et que la ñu bëgg mooy téléspectateurs yi kontaan xam nga toog di dégg parce que toog lii nag wax dëgg yàlla boo ko yoree nii toog ci sa salon di seetaan télé ñu defal la ko dafay baax ayca d'accord
non 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 mënuñ ci dëkk sonn nañ gën gi dëkk la ñuy war di fal di mbëgg ñun fa nu bëgg a dëkkee ku fa bëgg a dëkk fonga nirul lëkk golo du bay baabun di dundee dëgg-dëgg sonn nañu wa yo 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 fii mooy Sénégal wa yo 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 fii mooy wa yo 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 Sambay Mbayaan Juufe neneen buur bale ñaan xare ba ca cuur cuur ku fa yóbbu buum cat ga ca lan la yeew Sambay Mbayaan waaw 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 Sambay Mbayaan ak sil toog waaw waaw Sambay Mbayaan kañu naan c'est l'occasion de chanter avec nous Sambay Mbayaan comme ça ma xool baat bi kañu far yaay Sambay Mbayaan moom rek ñoo far s'il vous plaît yaay Sambay Mbayaan elle est belle ça Sambay sa baat bi moom nice vraiment macha allah franchement. alors Carlou actuellement yan projet parce que xam nañ ni ñëwoon nga fi mais actuellement est-ce que am na ay projets yoo xam moo gën a jege yoo xam te ne si nekk nga ko di ko pare surtout côté Samfal bi parce que sànq waaw yaa ngi reex gis nga dina am fu ñu ñëw Samfal bi laataa sax ngay ñëw ci sama réponse ci ay phrase bëggoon naa nga yëkkatil ma tuuti Samfal ma déglu tuuti bu dee mën naa ne luy loolu waaw xam nga saa yi moo ko toppee. du baax. dimbali ñu dama xam ni kenn amul bu exclusivité laa bëgg. projet yu gën a kii mooy tey déjà tey. dama war a tëgg la villa si je peux me permettre. D'accord. Ce soir maa ngi la villa. Ok. Ce soir on est à la villa. Sûr. Parfait. Même moi. même Ok. yaa xam. waaw non bu baax. bu baax. après le 11 14 ñu ngi Abidjan. D'accord. pour Massa. Pause. On prend l'avion. Quoi, Abidjan? Abidjan waaw. Ah non damay dem. Ah bon. maa la invité ci Massa bi alors. jeex na bien. voilà jeex na voilà. waaw léegi Carlou. Samfal bi dimbali leen mu ñëw. waaw ay non Sam bi bàyyil. Sam may ñu ko. may ñu ko. non non xaaral. problème mu yëg-yëg la. xaaral problème yëg-yëg la si je sais. c'est-à-dire que peut-être mënu ci ñëw mais xëy na nga ñëwul ñu ci leneen xëy na nga ñëwul ñu tuuti Carlou ci tuuti xasaayit wala dina mën a nekk. moom la wax Samfal. waaw je sais mais dama bëggoon nga ñëw ci tuuti est-ce que mën na nekk loo xamante ne bi xëy na voilà. loo xam ne c'est standard quoi. Mam Sera Fall Abori Thial Mam Lamp Fall. waaw foofu lañ koy daggee parce que de l'autre côté nee nañ ma sa manager nee na no. loolu laa doon bañ. et on respecte. D'accord. Alors c'était une petite exclusivité gis nga ñoom ñu tenacé. xam nga moom dóor na la ma jaar beneen côté bi ne la non dóoral ñu tuuti xasaay. donc voilà donc c'est magnifique mais. j'ai la waaw mënaguñ ko non xam nga lu tax parce que mode yi nekk ci biir parce que en fait si tu veux Carlou di dafa am ci fu mu bokk. te foofu mu bokk noonu dafa am ay mélodies yoo xamante ne bi suñu ci duggee faaw dafay laal ci yaram. effectivement gis nga yaa xam. day laal ci yaram. yaa xam dafa am benn affaire boo xam ne c'est vraiment important. et je sais que ni chaque jour ñun ñu am exclusivité loolu noonu. son bi gën a cartonné actuellement. mooy bi nga woy mbëggeel bi. ci nu nekk lay duggee. ak bi mooy bi RTS 2 bëgg. mooy bi xale bu jigéen bi solee lu weex li. waaw ko ñu ko bëgg. mais oui ma soxna si nan nga taseeg moom foo ko gisee noo ko abordé ak nu mu demee. très bien alors laata loolu nag dinañu ci ñëw parce que moom la ñuy nar a terminer émission bi tey ñuy vraiment di gërëm di sant vraiment toutes les équipes techniques yi ànd ak ñun saa su ne di gërëm suñu xarit Aïcha ci affairage bi Aïcha kan ngay remercier tey. alors maa ngi remercier madame Diop. moo jaar ci sanse bi. 77 567 23 47. en tout cas c'est très joli très belle robe. superbe Aïcha maa ngi gërëm di sant sama xarit Malcolm saa su ne dañuy kontaan nag invité surprise yi di xamal artistes yi ne que ak ñeneen incha allah RTS 2 da ngeen fi ñëw di fi teew le samedi pour tout simplement ñu bégal sénégalais yi. waaw maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne tàmm nañ di sant suñu plateau bi. tey nag moom sant bi dama koy jël delloo ko waa Mbour. très bien.
parce que week-end bi yaakaar naa dinaa dem nuyu ji leen. donc képp ki nga xam ne yaa ngi sant Sakho. sant Fall Ndiaye Diop. si ak Ka maa ngi leen di bëggee. et puis di leen jox rendez-vous incha allah lundi. merci beaucoup Karine. Kan ngay remercier Karine. Merci à toi déjà Yara. Merci, c'est un plaisir. Merci Malcolm, vraiment. Je regrette de ne pas être là toutes les fois où vous êtes là. Ah, tu vois, on te demandait de rester, tu disais non. Voilà. Merci Carlou, hein, parce que c'était vraiment très dynamique, très agréable. Intéressant, agréable. Mais remercier Karine Enco, très joli. C'est habillement bi. Très joli. Voilà, je remercie. Carlo a dit oui. Oui. Donc voilà, c'est oui. Je remercie Aïcha pour le foulard. Voilà, c'est mon moment d'appel ci foulard bi. Alors le numéro de téléphone c'est le 33 825 95 25 et je vous dis à samedi prochain. Inch'Allah, plaisir de te retrouver mbokk yi man itamit maa ngi gërëm Mariama Magasuba mi nga xamante ne bi saa su ne mooy jaar ci sañse bi 77 634 44 11 ma nga nekk fële ca Padoa Builders bi la numéro H56 di remercier Sally Anne bi nekkoon Jeanne Coiffure te léegi Ibi Labros mi nekk fële Nord Foire ci wetu brioche dorée bi Carlo di ak yow la ñuy terminer vraiment di la gërëm parce que chaque fois que RTS2 et d'ailleurs depuis le début je pense que suñu premier plateau RTS2 la bi ñu defee la nuit bi ñu ko ibbee jour bi ñu ko ibbee Carlo était là avec nous alors vraiment ñi ngi lay ñaanal vraiment jàmm ak salaam yoonu ndaw moom da nga koy ñaanal jàmm ak wér parce que gis nañ ñi nga commencé te nag dañu koy wax du télé yar bi daf ñuy neex parce que defe naa ne ku am yar di nga xam exactement fan nga mën a dem yal na yàlla jàppale la nga bàyyi ñu nag ak li nga xamante ne bi mooy benn morceau bi ñu tàggoo ko téléspectateurs yi je vous retrouve très bientôt sur la RTS2 au revoir ñu yeggale ko salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lebu Seck Njaay Atumaan Njaay aw dem ak Baay Maar salaam salaam yéen ñu may jàmm ak salaam lebu ay lebu lañu biir ay lebu lañu biir ay lebu lañu biir ñun ay lebu lañu RTS2 lebu lañu biir Sénégal lebu lañu biir tam-tam lebu lañu biir ndeke mbëggeel nii la neexee waay ndeke mbëggeel nii la neexee ndeke mbëggeel nii la neexee dëgg-dëgg ndeke mbëggeel nii la neexee. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye.